produits yi nga xamante ne ni moom la ñu andil nañu li nga xamante ne ni mooy vermicelle pastami andil nañu mu xam sa pastami ñu nar ci ànd aussi ak waa Sédico ñi nga xamante ne andil nañu warga bi nga xamante ne ni Baye Cheikh boo lekkee lu diis ba ngay defar sa benn ataay bu oyof mooy saay def saay bu oyof rek fas yéene ko naan mu wàccee li nga xam ne moom nga lekk mu am aussi li nga xam ne mooy beurre jarida bi nga xamante ne ni jeeg ñëpp moom la ñuy toggee seen biir kër ci kanam nag bulet yi may defar moom laa ko nar a defaree Baye Cheikh. voilà donc ay bulet lay defar tey buletu xëdd moom xanaa bu ñu xëddee ba pare rek doxantu tuuti. non dafay ànd ak ay coquillettes waa NMA dañu andil ay pâtes yoo xamante ne ni coquillettes yi pâte la mën na ko boole ak li nga xamante ne tamit mooy spaghetti bi ñu andil mais coquillettes yi moom laay jël mu doon accompagnement bi Baye dina diis mais boo doxantoo tuuti rek fii ak gannaawaati suba doo xiif xam naa sat bu sàmba gi toog moom la ñuy àndal tey ci guddi gi moo ñuy proposé cant yi nga xamante ni bëgg nañu leen ko baaxee dinañ leen won itam invité yi nga xamante ni yéen a leen plébiscité pour ñu nekk premier invité quartier général mais d'abord dañuy tàmbali ak sujet yi nga xam ne ni préparé nañu ko ñu ngi doog a dugg ci koor gi nag Sénégal particularité mooy ay séries télévisées voilà séries day bëri ku ne di ko def émission yu mel ni quartier général sax day bëri mais sant yàlla waaye séries yi itam bërki démb tax na ba waa CNRA defoon seen alerte def communiqué boo xamante ni y a eu beaucoup de polémique ci alerte boobu noonu ñu ni itam on s'est dit moom la ñuy tàmbalee tey ci sujet yu leen préparé jeena ba Seydou Ba. xam nga en fait période bu nekk ak ku cay am traite. Je pense que période Ramadan bi dafa nekk benn période bi nga xamante ne léegi sur un plan purement audiovisuel. dafay commencer di propulser yenn séries yi. surtout yenn acteurs yi ak yenn producteurs yi dañ ciy profiter pour def yenn publicité ak yenn production yi nga xamante ni mën nañ ko def donc au quotidien. moo tax nag CNRA comme li nga xamante ni moom mooy ay prérogatives am daal di yëglu. ne nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci série yi nekk producteurs yi nekk acteurs yi nañu muytu di laalee fenn fi nga xamante ni waruñu ko laalee surtout nag di foo ak diine di foo ak ñam wala di foo ak li nga xamante ni mën na heurter kon téléspectateur bi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan ci loolu dañ ci ànd ak Babacar Diagne moom mi nga xamante ni moom moo jiite CNRA ñu ñëwaat te nit diine sax ak comédien yàgg na am ay ñagas-ñagas yaa ngi fàttaliku na Molière bi muy dugg dina comédien daf fekk ñu excommunier les comédiens excommunier Molière dugg ci def satire sociale fexe ba nga xam ne dina reeloo ci yenn yi ñu ci jàng yu bëri bëri ba ñu bëri bëgg ko xam nga le misanthrope l'avare ñun sax fii gis dafa nañ fi L'os de Morlam muy am solo waaye nag moom ci boppam sax Molière bi mu egsi ci Tartuffe dafa am problème. C'était sur les faux dévots waaye nit dina ci jamono dañu jóg xeex ko ba Louis XIV tere pièce théâtre bi le grand problème nag mooy quand le théâtre a quitté la scène pour la sphère publique a quitté la scène pour les écrans de télévision ce qui fait nag on doit faire attention léegi c'est dans la sphère publique moo tax ñi nga xam ne ñooy def théâtre yooyu la war a def très attention ba tey nag waaye alors li ñuy wax rek li waykat bi da wax xale yi ku leen juróon yërëm leen dëgg-dëgg affaire bi gars yi dañuy def métier la ñu ciy liggéey da ci am seen xaalis da ci tedd bu ñu nag yàq suñu diine waaye mën nañ def loo xam ne li dañ ci am tuuti nañu ree waa ree nag dafa am nu muy demee noo xam ne ni am fa am limite tubaab ni lañ fa am limite on ne rit pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam on ne rit pas de Jésus.
bërki démb rek seq nañu ak moom waxtaan donc baax na ñu tàmbali ak moom ci alerte bi nga xam ne ni def na ko dankaafuwuñu parce que ëpp ñu ñëpp xam-xam waaye baax na itam ñuy alerter ngir nit ñi mën cee bàyyi xel ci yu bëri. mais nu mu def nii sax noonu la mais aussi constat bu ñu def mooy de plus en plus séries yi ñi ngi commencé di gis ne ñi ngi soppi doxin parce que am na ay séries yu bëri nga xamante ne dañ ko doon seetaan ci télé yenn saa ñu gis ñu tuur ñam wala yenn saa nga gis kenn di julli dog julleem am yenn lu mu ci def mais de plus en plus quand même ñi ngi gis ne acteurs yi ñi ngi rek daal di changer li nga xamante ne moom mooy contenu série yi donc CNRA kon ci rôle am la nekk rôle am moom mooy rek daal di avertir daal di rëkk ndigg quand il le faut donc Babacar Diagne wax na ko waxtaan ak njaboot gi ndaxte ku leen juróon yërëm leen donc tax kon mu daal di rek ñu daal di yëglu te yaakaar naa ne Pape Cheikh ñu bëri nag ci acteurs yi ba ñu déggee kon li nga xamante ni CNRA wax na ko ñu ca bëri nag ànd nañ ci voilà parce que dégg naa Tan Bombe ci benn interview bu mu amoon ak Anna Rocha bu RFM mu ne ñoom dañoo nangu communiqué bi léegi mat na 2 ans parce que depuis 2 ans léegi si seen série yi ñuy def ci wàllum koor bi kenn du si gisati ñuy tuur ñam wala ñuy def naka su dul noonu di xaw a heurter nit yi ci wàllu diine ak ci wàllu nekkin voilà tax kon ñoom xaaruñu sax kon communiqué bu CNRA mais dañoo xam ne la ñuy doon def ci tuur ñam ak yooyu noonu ñàkk xam moo leen ci yóbbu woon mais bañ leen gindiwee kon ñoom am na yu bëri yi nga xamante ne wàññi nañ ko xoolaat nañ bu baax scénario bi ba mën a kon jox téléspectateurs yi loo xamante ni dana reetaanlu mais aussi dana yeete mais aussi rafet ci ay gët donc voilà je pense que kon CNRA ak Babacar Diagne mi ko jiite seen liggéey rek la ñuy def di liggéeyu alerte ci lépp li nga xamante ni mi ngi jaar ci télévision waxuma rek wàllum série mais mu nekk wàllum émission wala mu nekk beneen contenu bi nga xamante ni mi ngi daw kon ci télé bi ñu wala ci ñu koy déglu ci rajo bi mu nekk loo xamante ni day am njëriñ di yeete moo gën tout le temps muy heurté te parce que diine aussi kenn du foo ak moom voilà te àdduna loo gis rek waxtaan la waxtaan moo gën ku ne di jaay alkaati ndax boo ma ko wala boo ma jaayee alkaati mën nga maa wax dëgg sax waaye sama fugg mën na maa te ba du ma nangu li nga wax donte dëgg la wala donte mooy lii yoon. waaw xam nga jéem a nee na Abdou Lahad Ndiaye Tan Bombe bi ñu ko interrogé nee na 2 ans ci ginnaaw. parce que tamit Ibrahima Mbaye Sopé dafa nekkoon CNRA ak ñoom Babacar Touré ñun ñuy liggéey ak ñoom si ay séminaires yu bëri dajale producteurs yi dajale scénaristes yi. di liggéey ak ñoom ci suuf te kenn yëgu ko. di leen sensibiliser di leen former. loolu moom mooy résultat bi nii tey parce que tamit lu sotti am borom. parce que tey suñ defee nii rek wax nii dafay mel ne CNRA tey la gis lii que ñoom Babacar Touré ñi fi jógee ñoom defuñu woon liggéey bi dama bëgg ñu xam ne continuité la que ne ñoom ñi ngi doon alerter di dajale nit ñi di leen wax nan ngeen di def parce que dafa am ñaari problème yu am jéena ba gis nga métier jàmbur boo ciy wax toujours da ngay defe ne am nga dëgg tey jii am na ñu bëri bu ñuy wax ci journalisme yéen journaliste da ngeen toog ba ci ak ngeen ree parce que da ngeen di xam ne ñoom xamuñu lan mooy seen liggéey yéen gis nga Sénégal am na lu ñu fi bëgg a commencé def gis nga bis bu ñu ko fi defee aar ci boppam mooy génn réew mi gis nga rôle lu artiste mooy gis li ñuy nëbb te mu ñaaw mu génne ko wane ko gis nga bis bu ñu embrigadé créateurs yi tëj leen ne leen def leen li ñu bëgg rek dañuy yem ci tappale yi am ci biir kër yi duñ ko génne il faut nit ñu comprendre lan mooy fonction wu aar la fonction wu aar mooy fonction wu inquiéter nit ñi poser leen question maintenant noo koy poser foofu la CNRA di agir il faut que nit ñi xam que man Massamba Gueye su may bind sama pièce de théâtre tëju sama néeg di ko bind man du ma may kenn mu wax ma nu ma koy bindee parce que du métier moom bind pièce de théâtre te su fekkee damay bind pièce de théâtre pour wax li nga xam ne moom la nit ñi bëgg kon jarul may def théâtre pour mi bañ koy def Sorano di ko jouer booba départ volontaire moo am nit ñi di def départ volontaire di perte ñu toog def pièce boo xam ne dañoo wan nan la ñuy yàqee xaalis ci biir xew yi am ñu taxaw ne lu tax policier bi di fecc lu tax kii di fecc parce que dañoo nekk ci pays boo xam ne dañu nekk ci phénomène identification alors que théâtre dafay laaj distanciation c'est-à-dire que bu fekkente ne da ngay seetaan pièce su théâtre seetaanoo dëgg gi c'est-à-dire que bu ñu wanee imam buy julli nekk ko biir jàkka imam bi di julli man dem naa fii Parcelles di jënd banaana kii jaay di kabar timis ma ñëw ne xanaa ñaata lay jar ki toogoon wax ma prix mu fotosu ne ko nii lu ma gis oui
amoon naa maam joo xam ne ma nga kokki mënoon naa joxe turam da daan jaay am na fu mu tolloon foo xam ne soo ñëwee di waxaale bu ko fekkee muy julli bu ko daana ko jaral dagg julli gi. man am na ku ma dig million sànq bi ma kàbbaree du julli rek téléphone bi daa sonné ma foog ni moom la. allahu akbar ak nii bee ànd. donc aujourd'hui il faut ñu xam fan lañ jëm aussi. il faut ñu xam jéem a il faut ñu def attention xool bee yam ànd. gis nga réew mi mënuñu bëgg liberté de presse. bëgg liberté d'opinion. ba pare ne créateurs yi amuñu liberté. créateurs yi nañu respecté les codes xam nga li yëpp lu ko indi ñàkk professionnalisé wu. gis nga problème mu série yi du problème mu xam lii di ko def ak tay ko di ko def. problème mu Sénégal mooy métier art yi métier culture. dañu amul spécialisation. scénario yi kenn du ko bind gis nga scénario su dee kenn bind ko. dañuy ñëw rek dajale nit ñi ne wax leen. jouer leen kenn ku ne lu la neex ngay génne. mais su fekkee scénario bi dañ ko bind. dialogue yi ñu bind ko. def travail de table. étudier ko. réalisateur bi nekk un professionnel boo xam ne xam na luy ay valeur de plan. mu génnee ko. télévision yi am ay directeur artistique. am ay dama non foofu laa jëm parce que artistes yi dañuy def rek mais teguñu ci télé yi. mais télé yi koy teg est-ce que am nañu ay directeur artistique. est-ce que xam nañ ñoom lan mooy création de fiction. qu'est-ce que xam nañ lan mooy mode opératoire yi. est-ce que am nañ ay unité de visionnage. yoo xam ne ñooy visionner. ne lii war na jàll lii warul jàll. donc problème bi dafa am ñaari problème ñiy defar série yi bu nu ko defaree ba pare te kenn génnewu ko du génn. problème bi mooy ñu koy génne c'est les diffuseurs. créateur bi na créé lu ko neex mais ki koy wane parce que tamit dama bañ ñu taper sur les artistes l'artiste est libre artiste liberté bu ñu jëlee liberté artistes yi ñu embrigader ko on aura un problème dans ce pays. kon nañ jël ministère de la culture ñu tas ko. mënuñu am ay créateurs ba pare ne leen man nag sama wax du neex de. sama wax du neex parce que sama aqulaay taala ak yàlla laay set. nit ñi dañuy jàng ay métiers yi nag ñu ko jàngul ñoom ñoo ciy wax actuellement da ngay gis benn séquence bu ndaw ci benn film. séquence boobu xam nga noo koy analyser tey Doudou Ndiaye Mbaw bu ma ne du ma la wax dëmm nga bu ma ne du ma la wax dëmm nga ci télé la ñuy waxee maa ko wax pour provoquer nit ñi may seetaan su ma ne du ma la wax dëmm nga su ma dindee du ma la wax lan mooy des dëmm nga kon on ne peut pas prendre une séquence benn séquence ñu analyser ci une unité parce que unité sémantique dañ koy dagg en valeur sémiotique valeur sémiotique yooyu soo ko xamoo looy analyser problème bi ñu am mooy lii métier la nit ñi dañ koy dem jàngi n'importe qui analyse n'importe qui parle te création dafa am ay loi ni médecine amee ay loi ñu xam ne médecin bi lii la war a teg lii la création théâtrale et la création de la fiction noonu la amee ay règles loo gis dafa am ay règles métier problème bi nag mooy ak règles solution am na solution bi mooy télévision yi nañu am comme yeneen télévision adduna bi des émissions et des directeurs artistiques et des émissions d'analyse des séquences donc suñu amee loolu créateurs yi ñoom tamit ñu xam ne que nit ko du nekk comédien ba mu nekk ko rek tey mu xëy suba nekk réalisateur xëy suba yor lumière am yor son ñu xam ne am na ay métiers yooyu nag bu ñu ko amee jenn ba maintenant diffuseur bi bu la neex nga indil ko lu ko neex mu ne lii du génn weeru koor donc man problème bi foofu lañ koy def CNRA li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu continuer liggéey bi ñuy def Pape Faye moo fa nekk aujourd'hui remplacer Ibrahima Mbaye Sopé pour le compte des comédiens et moom président ARCO donc kon ki bëgg fu mu tëdd ak ki ragal ci néeg bi kay dellool bunt bi waru leen a boole waaye nag Sénégal yi nañu waxante dëgg de YouTube boo fa demee série yi ëpp vue mooy yooyu dëgg la Mamadou Ndoye baat kon ñoom ñi nëbbatu naan bëgguñu ko ñoo ko bëgg parce que yow lu fekkente ne Sénégal yi bëgguñu ko lu tax boo demee yooyu ñoo ëpp vue lu tax ñoo gën a jar ma ne marchandise mu lamb nit ñi dañ koo bëggut marchandise mu jar nag la nit ñi jaay te comédiens yi dañoo war a liggéey dañoo war a am xaalis dañoo war a lekk mais professeur ñëpp xam nañu tamit lépp lu ñuy tere la ñëpp di dem di seeti nit moo mel noonu doomu aadama moo mel noonu li ñuy tere bëgguñu lii la ñëpp dem di ko xooli ji ñëpp xam nañ ci internet ci weeru koor lañ nekk ñi nga xam day wax drogue sexe ak lépp moo ëpp vue que leneen li nga xam dañuy éduquer ak leneen ak leneen kon am na client moo ëpp vue non c'est la réalité société boobu la ñu toll non société bi ñu toll du Ndiaye Cheikh Faye c'est vrai yéen waa digital loolu dëgg la société bi ñu toll yéen a ngi xool kon mooy société irresponsabilité parent société bi ñu toll wax nga juñu nga ko léegi mooy société fayitu école société bi ñu toll mooy société fayitu ab yar gis nga nit da nga koy yar mu am kersa doo ko yar mu ragal gis nga ki ragal bu gisee ki koy tere bu gisatul ki koy tere jëf mais gis nga ki nu kersal ay gëtam kersal bakkanam kersal ay cëram bu weetee sax du def du xool gis nga loolu ngay wax am na ku ko xoolut
ndax dafa bëggut a xam fu mu ne. am na tey ñaari li may wax ñaar yu bokkul la dama ne artiste bi kenn amul droit fekk un artiste nga ne ko nii ngay créer Messi kenn du ko wax nu muy dribbler. non liberté artiste bi ngay non journaliste laay waxal yow suñu wax dana yomb. parce que danañ àgg ci ne journaliste bi buy def chapeau am na baat yi waru koo wax. waru koo bind. c'est-à-dire que liberté de création dafa sacré. man côté boobu du ma ci parce que je suis un créateur je suis un artiste. bu ma yéegee sur scène di jouer. di monter sama spectacle. man du ma wax kenn mu wax ma li may jouer. parce que dafa am lu may sentir. bi ñu ne André Gide quel est le rôle de l'artiste daf ne inquiéter tel est mon rôle. il en est dont le rôle est de plaire et il n'en est que de trop. am na koo xam ne xam nga lu ko neex raay ci biir kër yi sax day am koo xam ne lu doom yi def mu nëbb. bu doom yi sàccee meew mu nëbb. bu sàccee juróomi dërëm mu nëbb mu am koo xam ne day jekk ba càgg mu ñëw di ko wax gis nga kooku bu koy wax day dimbale nit ñi Aji Ngoone Mbaye bi muy taasu dans les années 70 xam nga ko Aji Ngoone mook du Jóob sunu baay Samba Nguer Massaer doon leen enregistré bi ñu demee ba nga xam ne seetlu nañ ne jigéen ñi ñi ngi commencé di toog ci biir kër yi ñu bëgg jigéen ñi génn dafa way ne Ngoone Mbaye ndax da nga jaay mu ne danaa jaay waaye du ma jaay fiiriir ndax mos ba ak jox xale yi mooy tax bu ma régler perte. bi ñu commencé di defar Touba nga xam ne ñi ngi def marché Ocass mu def beneen taasu wax gis nga taasu boobu tey soo koy déglu ngay liggéey ci géographie boo da ngay taxaw ngay gis mbedd Touba yi benn ba mu jeex benn bu ne pourtant dañoo taxawoon fi ne Ngoone Mbaye lu tax mu jógee Màkka di def tama. lu tax mu jógee Màkka di taasu lu tax mu jógee Màkka alors que mi ngi def fonction d'éveil bi ñu demee ba jigéen ñi bëggootoo ñu dem hôpital nit ñi bëggootoo ñu def hôpital mu ne sànnil naa sama carte docteur bi ñu jëlee fas yi di leen teg ay sareet teg leen loo xam ne mënuñu ko moom mu créé way boo xam ne dafay wax ne fas yi kenn waru leen a toroxal ba ca la wayee Aïda Diop Demba Coro ci kaw la itam xale yi xamuñu kon il faut que nit ñi comprendre que fonction dafa am ñoo xam ne seen fonction mooy joxoñ lii raam pour mu bañ a agsi ci ñag bi te ñooñu mooy artistes yi. am na ñuy. arrêté am na ñuy jàngale xam nga yaa ma gën a xam la professeur bu baax damay wax rek ci juste parfois tamit di nekk ci place ñi nga xam ne ay artistes lañ. c'est dañ naan éduquer en faisant rire Molière moo ko wax mais dem na ci ba toll ci jafe-jafe yi nga xam ne mun na koy faux dépôt ñeneen ñi nga xam ne moo tax toujours dañuy contexte ay weeru koor parfois ñuy warmal diine yi parce que on ne kii wax na ko Babacar Diagne wax na ko on ne rit pas du prophète on ne rit pas de la religion. Parfois on se moque pas du prophète on se moque pas de la religion que ça soit mu nekk musulman religion bible bi wala mu nekk Torah ak wala leneen kenn du ko reetaan mais toujours nag mën nañ respecter suñu culture bien vrai que dàquma liberté kon man ci métier bi ma nekk dama soxla sama liberté may bindee nu ma neexee may bindee li nga xamante ni tamit parfois moo ñëw di présenter ni nga xamante ni loolu laa jàngee ki nga xam ne artiste la tamit aussi même chose mais tamit toujours ñu respecter waa suñu éthique ak suñu voilà dañoo juboo ñoom kay dafa bëggoon rek ak jël temps bi xoolal non damay daaneel kay man damay daaneel bàyyi leen ngeen àggale seen waxtaan dama ne Roger Garaudy def ne bi muy tuub dem Égypte def ne heureusement que j'ai rencontré l'islam avant de rencontrer les musulmans daf ne maa ngi sant yàlla ba ma taseeg diine l'islam soog a taseeg julli ji gis nga ki wane kii julli di wokkatu ak kii julli di làmb poosam ak ki julli portable am sonné ki koy wane waxut julli nii la mel daf ne jullee nii baaxul. dëgg la il faut ñu xam aussi lan la il faut réfléchir aussi des fois ah oui. gis nga ki daf ne ki wane imam bi mu xeex ak nayim bi ci keesu jàkka ji dafa wane ne sàcc keesu jàkka baaxut. loolu ndax am na suñu jàkka yi wala amut. am na c'est vrai aussi. ndax am na jàkka yu baax waaw ndax am na jàkka yu bon waaw jàkka yu bon yi ndax waruñu ko seppi ba jàkka yépp baax problème bi du jàkka problème bi mooy jullit bi problème bi mooy nit ki ndax nit ki am na défaut yooyu dañ ko war a wane société bi daf ko war a wane bu dee médecin bi dañ koy wane bu dee militaire bi dañ koy wane bu dee policier bi dañ koy wane. bu dee nitu diine ki dañ ko war a wane. dëgg la de parce que yaa ngi may wax faux débat. Molière bi muy bind booba église catholique dañ na ko bind ñu tagg sa bopp tolloon na ci France jamono boo xam ne ku théâtre ñu tagg sa bopp. ku laal diine ñu dagg sa bopp. xam nga loolu lan la jur conséquence bi ñu defee la révolution de 1789. nan lañ def. dañ ne comme ñii ñoo ñuy tere léegi nañ génnee église ci suñu diine. donc il faut pas ñu def ay excès. kenn xasul l'islam. kenn du ne bu nit ñi xas l'islam. mais dañ ne jullit yi nga xam ne dañuy naan sàngara
nañu théâtre wane ne ñi ngi naan sàngara. dëgg la. am na wala amul. bëri na fi. problème bi mooy loolu aussi bu ñu déplacer sujet bi. oui oui yow Sass. dëgg la jërëjëf. man leen rek mooy sama problème yërëm naa ñi nga xam ne tamit ñu ngi théâtre di jël alquranul karim di ko jàng ci théâtre di ko jaxase. waaw di ko jaxase. te alquran dafa foor. dëgg la te yàlla leen ñun ñoo ko wàccee. man yàlla maa koy wattul sama bopp. te am na loo xam ne ku ko def yàlla nga attaqué guerre. beneen bi mooy docteur li mu wax dëgg la gis nga mbon moom secteur yëpp la am. foo dugg am na ñu baax am na ñu bon. lubi bi am ci àddina am na ñoo xam ne ñu ngi mbubboo ni ay sëriñ lañu. am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di sos ay daara ne ñoom ay njàngalekat lañ fekk duñu waa daara ji. benn lobby la bu garaaw bu nekk ci biir réew mi. nekk ci biir àddina. seen yitte dëgg mooy ci limal lislaam. demoon nañu sax ba jël alquran bëgg koo soppi. demoon nañu sax ba jël ay ayati alquran bëgg koo changer prix mi. mais yàlla waxoon nag inna nadarna dikra wa inna lahu la xaafiduna. man yàlla ma wàcce alquranul karim ñun borom bi subhanahu wa taala mais noo koy wattul suñu bopp. mais yeete tamit docteur li mu wax dëgg la d'accord naa mais yeete tamit yenn saa yi nga gis koo xam ne dafay tàmbali julli ne allahu akbar ci biir théâtre bi tàmbali jàng alquran ba nga koy jaxase ma ngay jaxase alquran bi mokkulu ko jékki-jékki sa kabaram def na ni ma ngay def nii foofu nag xam nga loolu nag sabooti julli la tamit sabooti julli la te yàlla tëkku na ñi nga xam ni ñu ngi julli normal di saboote julli rawatina nag ci biir théâtre nga caaxaane julli loolu tamit xam nga dafa doy waar mais mbon am na ci biir daara ji mbon am na ci biti daara ji ab lobby la nag mais am na ñoo xam ni alaaj Pape daara bi Seydil Hadji Malick sosoon daara bi Cheikhul Khadim sosoon daara bi Cheikh na Cheikh Saad Bou sosoon Bu Kunta Cheikh al Islam Cheikhu Caneba mag ñu tedd ñi mam mën jegéen mam Cheikh Omar Fouti seen daara yooyu nga xam ni ngangamu lenn ci diina ji fa la ñu soqi ko bokkul ak yenn daara yu bees yi nga xam ni benn lubbi la ñoo ko indi ci réew mi il faut que ñenn ñi tamit comprendre loolu yenn saa yi nit théâtre fekk ma ngay yeete gis na loo xam ni gis na nitu daara boo xam ne ma ngay dundee loo xam ne mu bëgg ko wan peuple bi bëgg a am lu mu signalé yenn saa yi nga seetaan théâtre boo xam ni loo dund la wala nga seetaan théâtre boo xam ni am na lobby bu am ci àddina ñoom ñu ngi la koy signalé mais nag li ma gën a bëgg te di ko ñaan ñi nga xam ne tamit ñoom ñu ngi théâtre ñu gën a ñu xormal alquranul karim bu ñu xormalee alquranul karim saar booy jàngate ci théâtre boo ko mokkalul bul ko wax ñu bañ a it taxawati di sabooti julli maanaam di allahu akbar mais xam naa ñoom dañoo jàpp ni yërmande yàlla yaatu na rek mais alaaj Pape xam nga l'islam ci fulla la mësi dox alaaj Pape al islaamu diinu jaamihun alaaj Pape l'islam moom xoolal ci fulla la mësi dox yàlla sax nee na man yàlla kenn du ma jaamu ci làmb yàlla boo koy jaamu te xamuloo borom bi subhanahu wa taala bàyyi ko maanaam mbon moom fipp la am mais am na ñoo xam ne fa ñu newoon ci mbaax ba tey ña nga ca ñi nga xam ne ñu ngi jouer théâtre muy seen métier ñu jublu ci yee askan wi ñooñu mu ànd na ak ñoom oustaz métier nga wax dafa am ñuy jouer théâtre du seen métier problème bi nekkul ci professionnel yi problème bi xam nga fu mu nekk problème bi mooy kii théâtre te xamul nan la ñuy reeloo nit kooku day jëm lu yomb xam nga dafa am ce qu'on appelle dafa am les techniques humoristiques. muy lu ñuy jàng. théâtre ñetti règle moo am pour reeloo nit. comique de geste. comique de mot comique de situation. ñetti règle yooyu ñu am. ay baat yuy jëfalantoo maanaam jeena ba Seydou Ba muy wax ak wujjam xam naa ne bëggul sax dégg baatu wujj bi. muy wax ak wujjam. est-ce que dégg nga. fekk avant ñuy koy wane moom. jeena ba nee na wujj rek laa bañ. est-ce que dégg nga wujj bi dugg jeena ma ne ko yow rek laa bëgg. ñii seetaan dañuy ree xam nga lu tax ñuy ree dañoo xam li jiitu woon loo xam ne wujj bi muy waxal xamagu ko loolu la ñuy wax sur information publique bi deuxième chose mooy comique de situation mooy créer nit koo xam ne par exemple mi ngi sang néew di sang néew teg saabu fakkastalu xam nga daanu bu mu daanoo loxoom boppam dugg ci poqataanu néew bi mu defee ne néew bi da ko mboq xam nga loolu comique de situation la est-ce que wane naa fu ñuy jullee néew est-ce que tudd naa aaye est-ce que tudd naa saar
dafa am yu sacré yoo xam ne kenn du ko laal aussi moo koy xam. moom la wax muy religion bi. yu sacré yooyu kenn du ko laal. kenn du ko foofu mais su fekkente ne rek yow jàngoo xamoo technique yi. da ngay xool fu mu gën a yombee nga def ko fu mu gën a yombee nag mooy lan. mooy ñu añ ba ci àgg. nga jaar ci kaw bool bi. ki mandi xool toujours si yi ñuy am. ki mandi day jekk ba ci àgg mu dox ci kaw bool bi. añ bi tuuru. boo xoolee ñi mënut a théâtre ñëpp. seen sketch lu muy jeexee. xeex. mu jaxasoo doorante mu jeex xam nga lu tax parce que tension dramatique dafa am fu muy yéege am noo koy wàccee soo ko mënta wàccee nag da ngay def comme li ñuy wax da ngay def benn happy end wala nga def benn focus problème bi mooy dafa am ñu jouer théâtre ñoo xam ne dañoo xamut dara am ñuy réaliser ñoo xam ne dañoo xamul dara nit nag buy def ci lu mu xamul dara ci tooñ lay dëkk moo tax ñuy tooñ nit diine yi mais mën nañ aborder sujet bu nekk ci théâtre te doo tooñ kenn te doo sàgg kenn donc wax ji foofu laa ko bëgg a tënkee jërëjëf am na yoo xam ne bu ko kenn laal wala boog boo koy laal. na nga xam ne dinañ la laal. voilà mais li ma teg ci plateau bi bu leen neexee yéen ngeen woote laal ko 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi affiché wu léegi nii ci suuf écran bi lu ngeen bëgg a laal rek laal leen bu leen neexee ñu def ko xaalis bu leen neexee ngeen tànn yi fi ne mën na nekk téléviseur mën na nekk machine yi ñu leen di jox machine à café mën na nekk mixeur mën na nekk four électrique mën na nekk micro merci donc lépp ngi nii yéen a ko moom suukaru koor ci premier jour koor yaa ka quartier général pour ça donc gaaw leen numéro téléphone yaa ngi affiché wu noonu bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko balaa ñuy àggali parce que am na yeneen sujet yoo xamante ni bëgg nañu ci àndandoo ak yéen Mado par exemple daañu waxtaan ak moom ci tàndarma c'est vrai que tàndarma fruit la boo xamante ni dañu koy priser lool ci weeru koor gi dinañu waxtaane itam kurus chapelet c'est vrai que li ñu koy jëfandikoo fii ci réew mi bëri na waaye weeru koor gi it classe ndoy baan nga xam ne nii dara intéressé wu leen ci diine gi foo leen romb dañuy téye kurus donc on parlera aussi chapelet bu ca kanamee sat bu sàmb tey moom la ñuy àndal ci cant gi mën ngeen ko déglu bu ca kanamee déjà ñëw na depuis sànq fas yéene àndandoo ak ñun tey ci guddi gi di numéro 1 bu quartier général ñi nga xamante ni yéen a leen plébiscité pour ñu nekk premier invité yu quartier général on va vous les montrer dans quelques minutes mais d'abord nañu xool ñi nga xamante ni ñoo nekk ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 te joxe suukaru koor yi bu ko defee seen mbamba mën a maase tey ci guddi gi ci télévision Futur Média allo 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 bu ngeen composé bu fekkee dafay mel ni lu saturé da ngeen di raccrocher composé waat parce que xam nañu ni fu ñu ne woote leen ñu jox leen yéen ñëppay woote donc yu baax yaa ngi yéen la ñu ko jagleel mën na nekk téléviseur mën na nekk mixeur mën na nekk machine à café mën na nekk itam enveloppe mën na nekk xaalis ci 88 628 22 je rappelle que semaine bi yëpp Jumia daf leen di proposer TV Mania nag di ngeen mën a dugg ci site internet bu Jumia di jumia.sn di ngeen am possibilité ñu wàññil leen ba 45% ci marque yu mag yëpp ay Samsung Nasco Philips pour ne pas citer yeneen yi donc da ngeen di dugg ci site bi wala ngeen télécharger application bi di Jumia ci Play Store donc ñu ngi leen di xaar très rapidement balaa ñuy àggali ak waxtaan wi ci guddi gi tey 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 allo. allo. sëñ bi na nga def. sant yàlla bu baax a baax na ngeen def. noo tudd ak fan ngay wootee. maa ngi tudd Yungartin. naka. Yungartin. Yungartin. waaw. séeréer. séeréer bi sax. séeréeru fan. séeréer Njagañaaw. ah waa Njagañaaw nga. waaw Yungartin waaw. mbaa yaa ngi woor. ah séeréer Njagañaaw waaw. waa Njagañaaw mbaa yaa ngi woor. Njagañaaw aha. yaa ngi woor. ah bu baax waaw maa ngi woor de. yaa ngi woor bu baax. ah waaw. d'accord kon loolu baax na léegi da ngay xool lii ñu teg fii ci télé bi yaay xool lu la ci neex ñu may la ko bu la neexee nga tànn yi fi nekk bu la neexee téléviseur bu la neexee ma def ko xaalis yaay tànn sa bu la neex ma teel laa lijjanti. waaw bu la neexee ma def ko xaalis du yaa ngi seetaan. waaw maa ngi lay seetaan kay. waaw am na téléviseur bu la neexee ñu jox la ko bu la neexee ma def ko xaalis xam nga lii quartier général rek a ko mën.
waaw. waaw téléviseur bi. téléviseur la gënal. waaw. xanaa ay émission yu ñuy togg cere moom nga ciy seetaan. kese nag. waaw mais mënoon naa participer ci émission bi. waaw ñu ngi lay déglu. voilà d'abord dama kontaan bu baax a baax ci waxtaan bi. jërëjëf. vraiment en tout cas plateau bi mën naa wax nag yàgg naa di ko seetaan mais c'est la première fois aussi tey ma dugg si quoi. dëgg la. Pape Cheikh sincèrement en tout cas maa ngi lay teewlu bu baax a baax de à tout moment. jërëjëf. waaw mais ñi nga invité tey moom vraiment genre yu mel nii moom dañu waroon di ko am nag chaque jour quoi ndax seen waxtaan moom am na solo boo xam ne maanaam. am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem. Massamba amul jot bi. wallaay Massamba Afrique ko soxla jërëjëf. en tout cas ñu ngi leen di ñaanal rek gudd fan ak wér daal. amiin. vraiment sincèrement lépp surtout nag monsieur le prof la prof bi moom. Massamba. waaw prof Massamba moom. jërëjëf kii moom xam naa Sénégal waroon na am ay ñaari téeméeri Massamba ak ki mu dendal. ndax itam nag non man dama koy seetaat ni waaye. macha allah vraiment daal vraiment xel bi macha allah daal. vraiment car macha allah daal. macha allah. en tout cas vraiment Pape Cheikh maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant ñëpp ñi nga xam nag ñoo ne ci plateau bi quoi. jërëjëf kontaan nañu jërëjëf. merci jërëjëf. voilà bul raccrocher comme ça lan nga bëgg ñu may le téléviseur bi. waaw. allez quartier général may na la téléviseur bi nga tànn léegi nii ci liñ la won merci donc ci ginnaaw nañu jël numéro téléphone am comme ça ñu mën ko livrer télé bi ñu ngi xaar yeneen téléspectateurs yi 88 628 22 22 ngeen participer réagir et puis ñu may leen yi nga xamante ni tey bëgg nañ leen ko baaxee chaque jour et puis am nañu yéene ma fàttaliwaat leen ko yóbbu ay téléspectateurs Makkatal Mukarram parce que gis nañu intérêt bi nga xamee ni def ngeen ko ci quartier général depuis que ñu tàmbali ko tey nag dañoo tàmbali nii rek pour annoncer les couleurs oustaz ku yebu waaj ndax Makka mooy seul dëkk boo xamee ni ku fa dem lu mu métti bu Makka dellu si waatee da ngay bëgg a dellu. waaw guddi Makka ngi montre ba. mi ngi noonu montre ba ngoog. alaaj Pape. man nag fi laay dal fi ngay dal oustaz man damay toog sama néeg jàkkaarloo Kaaba. yàlla na ma ànd ak yow ren. sama agence bu mag boobu la. kontaan na ma voyage mais alaaj Pape fii la Seydina Mouhamed gën a àddina. sallallahu alayhi wa sallam alaaj Pape fii la Rasulullah juddoo. ca Makkatal Mukarram. fii la màggee fii la yaroo. incha allah maam Adama ko fondement Ibrahima ko tabax. Makka alaaj Pape fa la maqam Ibrahima ne. Makka fa la Munaa ne. Makka fa la Arafa ne Arafa nag fa la maam Adama dajeek maam Hawa ba ñu wërantee ñeent fukki at. Makka la ñu gisantee ñoom ñaar. keroog ba Sidina Muhammad ajeem gu barkeel googule bi ñu ko génnee Makka bi mu amee 52 ans. 62 ans mu duggaat Makka 10 ans après. ñu ñëw nangu Makka. keroog bi mu ñëwee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ajeem gu barkeel googule ci aljumaay Arafaam jooju. keroog lay wër a Arafa daw naan hëhuna wa hëhuna keroog la naan Arafaat kulluhu mawqifun keroog bi mu demee Muna bi mu tëddee der la tëdd moom yonent bi waaye ci xeer la njegenaayoo moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam Arafa fa la Muzdalifa nekk Arafa fa la Safa ak Marwa nekk alaaj Pape doo jàkkaarloo Kaabatulay ndax Kaaba gi Baytul Maamuur moo ko tiim te Baytul Maamuur alaaj Pape chaque une heure de temps 70 malaaka dugg 70 malaaka génn waxtu wu ne juróom-ñaar fukki junni malaaka dugg juróom-ñaar fukki junni malaaka génn te malaaka bu génn dootu dugg ci bay ñoom dañu dugg ko génn rek ñoom malaaka yi te Baytul Maamuur moo tiim Baytul Maamuur moo tiim Makkatal Mukarram moo tax Makka nga àgg fa di xalaat naan li ma ñaan yàlla nangu na ko nangu ko xamul xew fii boo fi taxawee yëg ni li nga ñaan yàlla nangu na ko waaye laaj Pape boo fa ngay njëkkee nag mooy ci borom bariir or ba dëkk ba nga xam ne dëkk ko leer la dëkk ba nga xam ne foofu mu tëdd fa lay dekkee ramu jaam ñi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax ni diggante sama néeg bii te muy néegu Aysa ak fii ma taxaw di xutba mi ngi bokk ci jardin aljana yi maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna foofu moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ko denc waaw 20 avril waaw la génn àddina waaw 20 avril 633 altine une heure mooy la kaar ci biir néegu Aysa fa la ñu puus dugal rasulullah foofu lay dugg ramb jàmm moo tax ñu fa dem gul yàlla ñu dem boo fa demee yëgal ni yaa ngi aljana te deewagoo ndax foofu lay dekkee mu yonent bi yëngal bopp ba ruusitu njàpp li dal ci bopp jaam ñi ñoo xam ne sa nga doon alaxira jut na njàpp la mu deewee moom lay dekkaale du ko sax yee sa rabu jaam ñi ñëpp yi tiit ku dekk da ngaa wuy fu ma jëm tey waaye rasul doo ngay dekkee ànd ak sa googu ñool màkk ne maa ngi njëkk ñëw taxaw buntu aljana ful bi topp sama ginnaaw
ma fëgg buntu ba bëkk néeg bi ne kooku mu doon ma ne ko man Muhammadu Rasulullah mu ne ma ci yow la ma yàlla waxoon ni buntu bi naa ko ubba mu ni ràpp soo agsee mu ubbi ko ba mu ni ŋàpp njol maa ko féete ndey joor naan daaji dugg leen ana ñu ma bëggoon ma Rasulullah kon ñi fa demagul yàlla nañu dem alaaji Pape Makka ngoog waykat arab bi nee na yow Makka day doy na la sëkk teraanga mooy juddoo gi fi Seydina Muhammad juddoo sallallahu alayhi wa sallam law lam yakun ghayra bahthil Mustafa sababu li majdiha laka fa zalika sababu Makka ngoog macha allah alaaji Pape yàlla nga dem ren nag ay waay amin waay maa ngi lay ñaanal nga dem yàlla bu ma yeggee woo ñoom képp si téléphone waaw sëriñ waxoo ñu ànd nga ne dañ ñuy woo milliardaires yi dem leen Makka macha allah milliardaires yi te dara darul leen dem leen ziyaara ji Rasulullah am na nga xam naa ñoo xam ne at mu jot ñu yóbbu ay téeméer te ñoom ajagul dëgg la kenn ku ne sa bopp lay ajal waaw ku ñu ne aj nga ba noppi ajagoo farata la kon borom xaalis yi am alal te mën am doole te wér te di ay jullit lañu te mën a aj maa ngi leen di wax ni dem leen aji gaaw macha allah def seen juróomeelu farata macha allah oui vas-y balaa nga yóbbu sa waajur yi ñu aj yow il faut que yow nga aj ba da ngaa war a aj ba noppi ok da nga war a aj ba noppi en fait dafa bokk ci 5 piliers de l'islam farata la en fait obligation la wala sa yaay boo ko mënee rek def ko non balaa nga yóbbu sa papa wala sa yaay yóbbu d'abord seen parents yow da nga war a aj ba noppi doo ko yóbbu say waajur wax nga dëgg dama ko dégg nag mais xam nga tey sama jërëm nit tey waaw xam nga farata nag julli kenn du ko defal kenn biir bàmmeel kenn du fa gunge kenn sa papa dee nga ne ko nañ ma suulaaleeg moom mosoo koo gis yaay ginnaaw dina ma nañ ma suulaaleeg moom mosoo koo gis dëgg la de kon farata bu ne nit moo koy defal boppam kenn du la ko defal nit nag bu génnee àddina boo ajee ba noppi mën nga koo ajal waaw mais nag réew mi sunu mag ñee ñu yare aada baax ak yar goo xam ne ak fonk muy jur sa wërsëg la ngay njëkk sa xel njëkk a dem mooy rus naa dem màkk te yóbbuwuma sama waajur waaw maanaam dafay aada ju fi sax joo xam ni loolu kenn mënatu ko gis macha allah bala nga am jàmm yóbbu ci màkk jooju sax Sadou Samb dinañu woyal léegi nii laata mu ñuy woyal itam dinañu dem alerte boo xamante ni ay sénégalais yu nekk bitim réew ñoo ko yóbbante keps ci ni ñu koy defee ci ay bés ci quartier général bi ci ay dëkk yoo xamante ni gis nañu ni ñu ngi xoxotal yenn ci ay jigéen yu fekk baax Afrique surtout dëkk naar yi li ñu fay dégg xeet yooyu dafa bëri on va en parler dans quelques minutes di alerte boo xam ni bëgg nga cee ñëw ak ñun bu ca kanamee tuuti keps ci ñëw parce que dafa nekk loo xam ne c'est récurrent te dafa bëri lool sax ndax nag gis nañ fi déjà li nga xam ne mooy njëkk a frappé nit yi mooy bu nit ki ne salaamaaleykum déjà ay agence leen di yóbbu mais bu ñu xasee ba egg dañuy jël seen passeport te bu ñu jëlee passeport da ngay gis ci passeport visa bi ñu leen di defal turu ki leen fa yóbbu moom moo ci nekk ba pare nag mu mel ne yow dañ la koo dénk lu la neex nga def te dafa bëri lu mel noonu ci dëkku naar yi ci dëkku naar yi ba pare tamit africaine yi la en général bëri na africaine waaye it am na ay sénégalaises yoo xam ne boo wëree dëkku naar yi traitement yi nga xam ne ñu ngi leen fay def comme ni ko Massamba Gueye waxee léegi professeur il faut que tamit mbir boo koy wax nga duut ci baaraam parce que ni mbir yi amee la dañuy subir ay sévices foofu dañuy am ay jafe-jafe da nga ciy gis ñoo xam ne dañuy xaru ñu leen di defal traitement yoo xamante ne dañ na mel ne esclavage la di leen teg coono yu métti yoo xam ne ba pare kenn amul droit wax ci da nga ci gis ñoo xam ne bu ñu demee ca police ba day nekk problème boo xamante ne bii da ngay gis ñu dóor leen am na ci koo xam ne bu yàggul rek dóor nañ ko fa dóor yu métti ba mu mujj xaru am na ci koo xam ne delloo si nañ ko façon service yoo xam ne kenn mënu koo nettali la ñu fay subir te ba pare mu mel ne nag gouvernant yi boobu ba léegi depuis de nombreuses années def nañ ci ay reportages ñu ngi ciy wax waaye nag surtout damay concentré wu tey ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Liban dinañ ci ñëwaat mu nekk ay jafe-jafe yu métti parce que ñun bu ñu gisee image moom ça nous a tellement fait mal on s'est dit on va en parler tey ci partie bi ñuy jagleel sénégalais de la diaspora ci quartier général donc alerte keps lay doon regardez ces images là ku ko gis sa yaram mën naa daw lii ay xeetuk xoxotal ak ay xeetuk ñaawteef yoo xamante ni parce que fii déjà doguma la ñu ngi naan dafa ñaaw ndaw si dañuy ragal bébé bi nga xam ne moom la war a toppatoo ragal ko moo tax ñu koy def nii bon d'accord dinañ def alerte bi bu ca kanamee mais d'abord Sophie la ñuy bàyyi mu toggal ñu xëdd bi yaa ngi ci ànd ak sa ay partenaires regardez et puis juste après ñu tàmbali nag wàllu waawaañ bi tey ci quartier général. waaw Baye Cheikh waaw comme niñ ko waxee woon sànq rek ma fas yéene defal li nga xam ne mooy boulette de viande nar ko accompagner ak li nga xam ne mooy pâte pasta mi yi nga xamante ne nii moom moo may accompagner
sama biir waañ déjà ni commencé naa di defar li nga xamante ni mooy base plat bi mooy sauce bi déjà ni dama jël benn oignon dagg ko ba mu sew njëkk a jël li nga xamante ne ni mooy beurre jadida bi nga xamante ne ni boo koy toggee déjà booy def beurre bi rek xet gi day ubale li nga xamante ne ni mooy kër gi ndax neex gi mu neex moom laa jiital râpé benn ail def ko ci def persil bàyyi ba mu commencé di am couleur ma jël ñaari tomate dagg ko def ko ci gis nga ni ma am benn sauce bu marron boo xamante ne ni moom laa utiliser gis nga nag li nga xam ne mooy spaghetti bi moom laa jël tey mooy spaghetti enema yi nga xam ne boo koy togg jarul nga yàkkamti parce que moom 7 minutes rek mu jox la li nga xamante ni moom nga soxla déjà ni ci kanam moom maa ngi teg na leen ndox mi def ci pincée de sel bàyyi le temps que muy bax ma ñëw ci li nga xam ne mooy boulette de viande yi nga xam ne moom laa fas yéenee defar tey gis nga ni nag boulette de viande yi déjà dama jël viande hachée bi daal di jël piment jaune ak rouge def ci persil coriandre sel tuuti paprika herbe de province moom laa mélangé nii pour nag booy defar boulette yi nga bañ boulette yi boo ko defee ci sauce bi mu craqué wala nga koy passé ci beurre bi mu craqué mën nga jël li nga xam ne mooy chapelure bi juste tuuti rek nga ciy def mélangé ko ak moom dafay andi benn aspect bu croustillant boo xamante ne ni boo ko toggee boo koy lekk da ngay doo am benn problème pour digestion bi moom laay ñëw rek def tuuti chapelure sauce bi nag dañu koy surveiller de temps en temps parce que ci laay def li nga xamante ne ni mooy boulette yi gis nga nag su ma ko defaree ba commencé am couleur bu mel ni mën naa ñëw jël li nga xam ni mooy boulette yi gis nga boulette yi déjà comme ni ma leen ko waxee woon sànq def naa ci persil def ci ail def herbe de province paprika ak li nga xamante ne ni mooy chapelure bi moom laa mujjee bu ma ko paree nag noonu gis nga ni bu ma ko travaillé ba am benn couleur boo xamante ne ni déjà persil bi rek ak piment vert bi ak rouge bi dafay jox goût li nga xamante ne ni mooy viande hachée bi te bu ci weeru koor gi dañu war di lekk ay plats yu sain yoo xamante ne ni boo ko lekkee ci weeru koor gi durant toute la journée doo am benn problème gis nga nii rek ñu def ko sous forme de boulette def ko ay boule yu xaw a mag moom laay ñëw rek ñëw teg ko ci benn plateau su ma paree aussi ma defaraat beneen di fàttali rek ni pasta mi laay defar tey spaghetti bi nga xamante ne ni moo ñu accompagner ak teflesa bi waa Sénico ak jadida bi nga xamante ne ni bi ma ko defee ci sama sauce bi ba tey am ma dara lu ma ci rëccu parce que sauce bi déjà goût bi muy dégagé macha allah gis nga ni nag su ma defalee boulette yi damay ñëw rek daal di koy teg ci li nga xamante ne ni mooy sauce bi voilà mën naa defar boulette yi directement rek daal di koy def foofu. boulette yi nag dafay laaj nga mariner ko ba mu saf comme ni ñu def ni def ci persil nga xamante ne ni déjà ci biir dafay saf voilà ma teg ko ni gis nga nii rek tegaat beneen boulette ñu fàttali nag ni dañ ci def chapelure pour bañ ko mu tas su ma defee nii nag ba pare am naa boulette yi nga xamante ne nii moom laa soxla damay rek wàññi gaz bi pour bañ sauce bi xam te boulette yi du ñor gis nga nag su ma ko defee nii ba pare damay ñëw am naa fii li nga xam ne mooy courgette am naa poivron ak tomate damay ñëw dagg li nga xamante ne nii mooy samay éléments yi ma am voilà paaka bi laa doon xoolaale gis nga ni am naa courgette bi moom dama koy dagg juste en rondelle moom tamit dama koy teg ci kaw boulette yi mu ànd ak moom ñor su ma paree ma mouillé ko ak un peu d'eau ñëw defar li nga xam ne nag mooy pat yi fekk ndox mi ñor voilà gis nga nii rek dagg naa ko en rondelle ba pare damay ñëw rek sànni ko ci li nga xam ne mooy boulette yi voilà gis nga nii rek mën naa teg yi ci rebord yi ma teg ko ci digg bi voilà gis nga nag su ma ci defee ni courgette yi ba pare damay ñëw tamit dagg tomate yi en rondelle benn tomate rek laay jël parce que sànq sauce bi defoon naa ci tomate voilà gis nga nii rek ma jël bi tamit teg ni am naa fi tamit poivron jaune moom it damay ñëw rek jël moitié bi rouge bi tamit ma jël moitié bi parce que tamit ni muy taaralee sa togg noonu la koy joxee goût te moom tamit dafa baax ci sunu wér gu yaram voilà gis nga moom tamit damay ñëw rek moom en julienne laa koy dagg bi tamit même chose voilà ma jël tamit poivron vert bi nga ne nag su ma paree damay jël lépp daal di koy teg ci kaw boulette yi
gis nga nag boo defee lii ba pare def naa poivron jaune bi def naa piment bi am na ail ak courgette bi damay jël benn couvercle rek daal di ub li nga xamante ne nii mooy boulettes yi ak sauce bi lépp mélangé wu daal di am beneen bu ci kanam tuuti mu ñor de l'autre côté nag teg naa fa marmite bi damay ñëw nag ci li nga xamante ne nii moom laa ci gën a sawar mooy pâte enema yi nga xamante ne nii moom moo ñuy accompagner gis nga lii mooy spaghetti bi enema moo ñu ko andil mooy spaghetti pasta mi moom laay jël fekk nag ndox mi baax na gis nga nii dafay neexati ji ma ñëw rek daal di koy def directement ci li nga xamante ne nii mooy ndox bi mën naa ko dagg en deux attention voilà mën naa ko dagg en deux daal di ko ciy sotti gis nga nii nag bu ma ko ci sottee nii ba pare pour bañ nag mu kole wala dara damay jël li nga xamante ne tamit mooy beurre Zadida bi nga xamante ne nii waa Sénico ñooñu ko andil moom it moo ñuy accompagner ci biir waañ bi damay ñëw rek moom tamit daal di ciy jël tuuti rek jiital ko moom tamit ci li nga xam ne mooy spaghetti bi bàyyi ko ci nii nag duma ko ci bàyyi mu yàgg pendant 7 minutes rek ma dindi teg na le bàyyi Cheikh fekk boulettes yi ñor spaghetti bi ñor ma daal di koy mélanger ci kanam tuuti nag ma dressé assiette bi nga xamante ne ni moom laay andi pour dégustation bi fii nag am naa fi oignon boo xamante ne ni moom it dama ko dagg ba mu sew ci kanam dinaa defar benn sauce crème boo xamante ne ni mooy accompagner boulettes yi ak pâte bi moom dama koy rissoler ba mu sew ak beurre Zadida bi daal di jël crème fraîche sotti ci kawam jël samay épices tamit def ci bu ma defee spaghetti bi daal di jël boulettes yi teg ci ak quelques légumes jël sauce bi rek sotti ci kawam Baye Cheikh. voilà entrée bi lan lay doon mën nga ñu jox ci plateau yi et puis peut-être may ñu. may ñu ataaya. dégg naa te flécha nga ataaya waaw ataaya flécha bi nga xamante ne ni Baye Cheikh boo lekkee lii ba pare. moom nga ciy teg bu ko defee nga am digestion bu facile man nag dama leen koy andil ngeen jël ko comme entrée ci kanam ma andi plat bi andiwaat deuxième bi troisième bi quatrième bi Baye Cheikh. jeex na ak tarxiis bi. waaw ak tarxiis fii ba xëdd voilà bu ngoog merci. ñu ngi leen di xaar ci téléphone yi 88 628 22 22 ak 88 628 04 05 regardez ce que nous vous offrons yéen yéenay tànn lu ngeen bëgg ñu may leen ko day doon suukaru koor bu ñuy teel a joxe en attendant ñuy jeexal saison wu quartier général 2019 fii ba boobu daañu jéem tànn ñaar wala kan la ñuy yóbbu màkk ren comme ni ñu leen ko tàmmalee at bu jot ci télévision Futur Média laataa ñu leen di bàyyeeg Sadbou Samb sànq dañu wax ni am na alerte boo xamante ni bëgg nañu ko def mais dañ ciy profité itam gërëm bu baax Thiat la main d'or service traiteur la on va déguster dans quelques minutes li nga xamante ni moom la ñu indil comme xëdd bokkul ba tey ak li nga xamee ni moom la Sophie di ñu toggal guddi gu jot désormais ci télévision Futur Média donc loolee dinañ leen ko won comme ça ñu gërëm main d'or traiteur ak suñu rak Thiat mais d'abord alerte bi ak sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diaspora bi mu ngi jëm ci africaine yu bëri yu ñuy gis ni dañ leen di toroxal ci ay dëkk. comme ni nga ko waxee ba noppi nag mbir mi circuit la ndax ci agence lay commencé ndax doone problème yi bi ñu koy wax ba léegi mu ngi continuer ba léegi xale yi di dem ndax xale yi tam li leen di motiver di leen yóbbu rek mooy dañuy jàpp ne pays yi ñuy jógee day nekk dëkk pauvre ñàkk maanaam mooy tax ñuy bëgg a dem pour daan seen doole loolu aayut mais ba pare dañu gis ni barème bi li nga xam ne moom lañ leen di fay lépp dañ ko tënk ci def ko $200 muy 100 000 francs ñoom lañ leen di fay mais bu fekkee yeneen nationalité yi la muy par exemple waa Philippines yi ñoom la ñuy gën a yokkal li nga xam ne moom lañ leen di fay parce que nee nañ dañuy làkk anglais bi ba noppi itam ñoom ñoo gën a mën a toppatoo xale yi boo gisee li nga xamante ne moom moo ci gën a poser problème mooy que nit ki nee naa la buñ koy jox passeport am boo egsee rek jël nañ li nga xam ne moom moo di sa passeport am na ci ñoo xam ne autorisé wuñ leen sax pour ñu wuyu li nga xam ne moom moo di téléphone ba noppi itam am na ci ñoo xam ne ñu ngi leen séquestré ba tey ñu nekk ci biir kër yi dañuy wax les choses telles qu'elles sont ba noppi ñuy subir ay services yoo xamante ne même bu fekkente ne ñi ngi ciy jéem dara sax ndax bii passé ba noppi itam dama accentué wu ci li nga xam ne moom moo di Liban ndax Liban amuñu li nga xam ne moom moo di ambassadeur boo xam ne moo fa nekk consul kii la ñu am bi nga xamante amuñu consul honoraire la ñu am mooy ki nga xam ne mooy ambassadeur u Koweït muy Abdoulahat Mbacké moom moo fa nekk ndeysaan di def liggéey bu am solo waaw doomi sëñ Fallou la moo fa nekk depuis bu yàgg ba léegi mais moom Koweït lay gën di nekk dana fa ñëw nag di def liggéey mais ñi nga xam ne ñoo fa nekk daal te yóbbante ma mooy que problème yi ñuy subir dafa bëri te bu fekkente ne jàpp nañ la dóor la
wala luñ la mën ci def foofu itam boo demee ci police ba du tax mu faju ndax ki nga xamante ne dafa am lu ñu voté nit ki day mel ne moom moo lay yore moom mooy sa lépp dañuy jàpp ne genre moomeel la ndax nag sa passeport bu demee ba nga xam ne wala visa bi day nekk sa tur da ci nekk gis nga kii par exemple bi reportage bi suñu ay confrères ñoo ko def mi ngi egg si ñu koy wax déjà boo egsee traitement bi ñu lay def dafa mel ne lu humain sax amatu ci ndax dinañ naan la dañ lay dugal sang la xam nga defal la ay pompe pour waa nit ku ñuul nga pompe pour xool ne xam boo amulee ay pouls même am nga ko sax dañ koy def di la traiter d'une façon boo xam ne c'est inhumain ba noppi tamit circuit bi nga xam ne fa la ñu war a wax parce que suñu doom yi seetaan ak xale yi nga xam ne ñoom ñoo envisager dem fa li nga xam ne moom lañ lay won fii ci dëkk bi muy Afrique muy Sénégal réseau la ñi koy def ñi ngi fi ñi nga xam ne moom lañ leen di won bu ñu eggee ba foofu ne la sa employé dañ lay employé dinañ la fay lii dinañ la def laa ñi ci ameel xaalis bëri na ñi ciy xaru bëri na ñi nga xam ne ñooy subir ay coono bëri na ba noppi itam taxaw bi nga xam ne moom lañ ci war a am amu ci ndax dëkk boo xam ne dañoo jël nit dénk la ko bu fekkente ne traitement bu mu mën a am ci biir kër gi kenn doo xamante ne du ci dugg loolu dafa nekk ay jafe-jafe yoo xam ne war nañu ci taxaw comme télévision alerte lay doon neewuñu nag kenn liggéeyul ŋàññuñu kenn waaye dafa baax ñu bàyyi ci xel pour que xale yi nga xam ne ñoo toog bëgg faa dem ñu xam ne fi ñuy dem du loo xamante ne lu yomb la ba pare fayeeku bi duñ ko ay agence la à agence xam nga li ma agence diggante agence la xale bi gis nga ko dañ koy jël yóbbu ko ci benn agence bu excès 20 ans la am ñu andi ko moo commencé di yore xale bi déjà ñu ne ndax xale bi dina ko ñeme xale bi muy téye def na fa quelque temps li reportage ñu jël ko jëlee ko foofu yóbbu ko encore ci beneen famille des fois seen xaalis dafay des coono yu bari daal dañuy subir ay viol bugguñu général viol yi moom moo ci gën a bari il faut que ñu wax yëf yi nu demee le 1er mai bi passé au Liban def nañ li nga xamante ne moom moo di micro bi daa baaxulam excusez-moi di direct waaw. jar na xeex. waaw baax na donc mi ngi noonu quoi li ñu doon gis ci image yi muy daal ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoo ma yóbbante. muy ay jigéen ñoo xam ne ay africaine lañ mais am na ay sénégalaises yoo xam ne tam nekk nañu ci. nekk nañ ci situation yu irrégulière. situation yu métti. ndax situation bu métti weesuwul boo ne cëpp cib dëkk. ñu ñëw di la jël si mel ne kuy jël si marchandise. jël si la ci aéroport bi turu ki nga xam ne moom moo lay yore. war a nekk ak yow balaa ngay dem ci agence ba turam da ciy nekk. mooy def di dindi sañatoo yëngu sañoo def dara. ñu récupérer sa passeport. mais lii du esclavage bu continuer. ba tey parce que man ci ni ñu koy waxee nii dafa mel ni ñoom dañ lay jëndee sa dëkk avant ngay ñëw. buñ la jëndee boo egsee. ci la moom moo lay gérer ci dëkk bi sax doo ko gis ñu bëri ñu leen fa ameel seen xaalis ñu dawee fa agence la à agence. ba noppi mënut a fexe ba yëf bi faju ñi ngi subir ay centaine ay ñu bëri ñi ngi ci dëkk yi nekkee fa métit yoo xam ne ñi ngi ci biir kër yi ñoo xam ne seen i mbokk xamuñu fu ñu nekk. ñoo xamante ne ñi ngi subir coono bëgg nañoo ñibbi si tong nañ foofu. xamuñu fan la ñuy jaar. nekk na ay coono nekk jafe-jafe ba noppi itam liñ leen di fay di ko fixé benn prix bi la. xam nga li nga xam ne moom lañ lay wax ba nga dem ci dëkk boobu. ñu lay jox $100. loolu nekk na loo xam ne amul njëriñ ba noppi tamit nga tonk fa am na ci ñoo xam ne autorisé wuñ la nga téléphoné dañ naan la 2 fois par mois ngay wax téléphone. donc c'est compliqué situation la boo xam ne ñi ngi alerté ñi nga xam ne ñoom la ñu fi teg. na am ñi ngi def ay jéego sax am nañu ministre bu bees boo xamante ne ñu ngi koy félicité ci fal gi ñu ko fal. waaye nag doomu Sénégal doomu réew mi la doomu Afrique lañu jóge fii dem bitim réew taxul terewul ñu nekk doomu Sénégal ba tey. nañ leen di gestu dañoo soxla cëslaay dañoo soxla foo xam ne dañ fay jafandiku. ndax yeneen dëkk yi il faut ñu am ay accord entre dëkk yi. pour que yenn coono yi bañ a am pour que ñu bañ a yab sénégalais yi pour que sénégalais yi fu ñu nekk coono bi ñuy daj ray bi bëri na. coono yi bëri na fitna yi bëri na waaye tey dañu defoon taxaw seetlu di alerter rek ci jigéen ñi nga xamante ne ñun ñëpp ay jigéen lañu kenn ku ci nekk am na ñoo xamante ne ña nga fa nekk te ay xale lañu ñi ngi subir lu métti te il est temps parce que esclavage jeex na mais tout le temps ci dëkk yooyu lay nekk ba am na ci ñoo xamante ne fi mu nekk nii bu ñu amoon lu leen delloo si sax ñu ñëw groupe la ñu def association lañ dañ ma jox seen ay mbébét jox ma seen lépp ñi Liban la ñu nekk ki ñuy wax Awa Macky nag nee na mi ngi woote ki nga xam ne mooy président de la République Macky Sall pour ak madame Marième Faye Sall ñu gestu leen parce que vraiment sonn nañu am nañu ay jafe-jafe am nañu ay coono dégg nañ ci ay cas ba tay biir xalaas sax voilà biir xalaas saa yu ñu xëyee dégg ci ñaawteef boobu yu mel noonu ay mesures comme les KEPS di wax attention Sophie waaw sama jigéen waaw tegal na le waaw
bernde yi ñooy doog a yegg si xëdd bi waaw mais tout le temps cas yi dañu koy dégg biir xalaas en fait. voilà li képp sa wax du lu ñu war a jël ay mesures wala di leen taxaw. ñu ko war a tere. kenn bañatee dem. comme conditions yi leerul. ñu tere ko. yaa ngi fàttaliku Mbayang Diop. Mbayang Diop moom fan la mujjee. mi ngi ci kaso bi ñuy xaar léegi il faut que doomi maire bi màgg pour ñu mën koo kii. ah ouais bu ñu fa amee problème. loi réew ma ñu nekk la ñuy appliquer seen kaw. na leen leer muy Qatar muy Iran muy Libye muy Birmanie fu mën ci doon mënuñu faa liggéey lu leen jariñ. xam nga lu tax da ngay nekk fii xale bu jigéen. Qatar la ñoom oustaz Pape Anaan Qatar. xam naa dama daal ñëpp dëkk moom ay Qatar yi lañ leen di woowe loolu moom leer na ma jàng naa ko mais li nga xamante ne ji moom laa leen bëgg wax mooy fu ñu ci mën di dem mënuñu fa liggéey lu leen jariñ parce que conditions yi baaxul. mënoo nekk Sénégal mënoo téye sax sa rakk bu ndaw dem ci réew moo xam ne la ñuy làkk déggoo miinoo culture bi xamoo togg yi xamoo seen doxalin nga bëgg faa teg déggoo làkk bi lii rek lay jur waaw conditions yi ñu leen yóbbee moo leerul ak leen gouvernement taxawu yaakaar bu ñuy war nañ si jóg moo dañ ko war a interdire comme ñoom ñoo fi nekk di yóbbu nit ñi te bu ñu leen yóbbee après duñu leen lijjanti say mbokk rek ñu sonn di la yaakaar gis yonente bi moo tax ñi di dem Makka. dégg nga Pape Cheikh ñuy félicité Caps ci affaire bi mu génn nii affaire bu garaaw la boo xam ne ay attaques nii ñun ñoo ngi ciy wax c'est que xale bu jigéen bi nekk fii dafa sensible nag moo tax dañ koy jaay te xamul ni dañ koo jaay affaire bi loolu mooy dëgg gi benn naar mooy nekk fee gis Mohamed Ndiaye ni ko utal ma benn xale am na fit bi daaj koy jox 2 millions ni ko utal ma benn xale mu gis benn xale ni ko yow dama lay yóbbu Arabie Saoudite nga liggéeyi utal passeport ak 500 000 maanaam agence bi naar ba nekk fële dina ko fay yow di nga ko fay ñu jaay la ñu jël nga loolooy tax soo eggee naar bi di jël sa passeport jël sa téléphone maanaam di la def yenn yi te doo comprendre xam nga dem liggéey rek dafa war a yomb da nga war a am liberté mais soo demee ci aéroport ba leen di yóbbu ci benn salle ñu dajale leen fa am ay nit yu ñëw di tànn maanaam da ngay mel ni kuy tànn xarum tabaski noonu lay demee donc xale yi koo xam ne xeeta tax ñu delloo su ko ñu bari c'est ça am na ci ñoo xam ni xalaasa leen indi bi ñu leen di tànn comme li Ba wax ci hangaru aéroport bi te xalaas lañ ko nettalee woon en fait non ñoom ñooy ñëw di la ko wax mais duñ ci bëgg a feeñ dëgg la moo tax du ma ci sori mais nee na bi ñu demee ci aéroport bi ñu leen di war a tànn patron ki ñu ko booleel daf ne ñu baal ma dafa am xel dafa xeeñ tey jii professeur Massamba mi yónnee na ma benn femme bu jógi benn Gambienne boo xam ni looloo ko daal Fatou Diagne pharmacienne la ñu jaay ko te xamu ko mu dem foofu lu mu fa dundul amul ñëwul bërki démb la ñibbi ñoom professeur def nañu conférence ak moom mu expliquer lépp loolu lépp nag sénégalais yi ñun ñu ngi koy wax mais sénégalais ci boppam wala africain moo bëgg tukki sama doom du tukki nag ma ne damaa tukki mais ñoom suñuy dem fii nii dañ leen di jaay mais ñoom xamuñu ni jaay nañ leen d'abord noonu lay demee. voilà donc c'est des lobbies daal en tout cas ay lobby la. pour avant Kebs di terminer li Bijou wax sànq dafa aborder le mot est là. dafa am ce qu'on appelle les nouvelles formes d'esclavage maanaam xeetu njaam yu bees yi. xeetu njaam yu bees yi bëri na mais bii daf ci gën a fës léegi. mooy bi am Libi. bi am Libi xeetu njaam la. jël ay Sénégalais leen jaay ay 150 euros. pour ñu mën a dem liggéey fenn. bii li ci gën a doy waar mooy que ñi leen di jënd fii di leen jaayaat ay sénégalais lañ ay gambien lañ ay guinéen lañ comme ñoom. parce que ñoom ñooy waxtaan ba pare. mais danger bi mooy su fekkee tase nga ceeg kenn parce que barki dem bi ñuy célébrer le 27 bi passé la journée mondiale de l'esclavage. dañu waa Africa Rising dañu lëkkaloo ak maison de l'oralité ñu indi Fatou Diagne. Fatou bi ñu waxtaanee ba pare dama ne ko doo ñibbi da ngay dem nga gis Ndoye Bane parce que lii da nga ko war a wax parce que yow da nga nekkoon prisonnière ñu tëj la ci prison yow ay nit dañoo dee sa kanam amoo droit nga toog lan moo taxoon nga dem mais fit boobu mu amoon ak wax boobu mu xool parce que moom xam nga lu tax mu ñëw dafa bëri wax ñu ne kii buñ ko fi bàyyee affaire bi day éclater nañ ko indi muy daw donc question bi mooy lan Pape dafa am destination yoo xam ne fii ñu toll nii xale bu jigéen boo xam ne africaine nga yor der bu ñuul dafa am destination yoo xam ne aéroport dañ fa war a teg benn texte boo xam ne policiers yi boo ñëwee ñu arrêté te Fatou Diagne nee na bi mu ñëwee fi di jàll policiers yi sénégalais yi dañ leen njëkk a téye ne ko ndax xam nga fi nga jëm mu ne waaw ñu téye leen mais nee na waa ji moo négocié waat
ba le lendemain ñu jëlaat avion donc dafa am destination yoo xam ne destination à risque la. pour sunu xale yi. destination à risque yooyu. dañ leen war a ficher. nit ki bala muy dem ñu vérifier au niveau ambassadeur yi nga xam ne ñoo leen di war a recevoir. ba xam ne am nañ ay garantie de sécurité pour ñooñu. je sais qu'il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être fait mais l'esclavage njaam dafa am ba léegi. te xeetu njaam yu bees yooyu. li koy indi mooy. gis nañ fi ay cas yoo xam ne daw nañ ñëw ngeen recevoir leen fi mais li koy indi yëpp mooy ñàkk gëm Afrique ak gëm ne yow waroo tekkee fii que yow bala ngay tekki da ngay tukki nit ki nag suy bëgg a dem loo ko wax du ko dégg da lay mere sax waaw bëgg a dem moo mel noonu mais am na ñu dem ba ñëw ñi dem ba ñëw laay lancé appel ñi dem ba ñëw te nekk ci biir réew mi te dund lu métti loolu bu leen am kersa ñëw leen ci télé yi ngeen def ay témoignages ngeen wax nit ñi xam parce que li ngeen doon def amul gàcce da ngeen bëggoon tekki ngeen dem ngeen dund expérience bu bon mais il faut ngeen def storytelling il faut ngeen ñëw ngeen nettali li ngeen dund donc Kebs merci beaucoup parce que lii nii barki démb rek lañ ci liggéey ba pare di ci continuer di ci liggéey mais su ngeen bëggee ñu jëlal leen Fatou Diagne ñu indi leen ko mu toog il le faut bu ngeen bëggee balaa kii jeudi jeex inchallah Bouba Ndour na ngay jënd billet d'avion ñu jox ko billet d'avion Fatou Diagne ak ministre bi Bouba Ndour directeur des programmes Gambie gi rek lay jóge gis nga lii nga gis nii mooy marche boo xam ne def nañ ko premier mai gisoo discours domestique ok le premier mai bi passé premier mai gis nga nit yi nga xam ne ñoom la ñu dajale ñu remercier nag waa Liban yi nga xam ne maa ngi doon waxtaan ak ñoom Awa Macky dinañ ci def beneen gëstu te ubbil nañ leen suñuy buntu en fait yëpp pour que ñoom daal seen message mën a jàll ndax télévision Futurs Médias rawatina QG noonu lay def pour jeexal rek Pape Bénin def na li nga xam ne moom la professeur Massamba Gueye wax xale ci aéroport dañu interdire léegi jeunes filles yi nga xam ne dañu am 20 ans 18 ans jëm ay destination ay Koweït ak ay yenn dëkk yooyu Bénin tëral nañu loolu Madagascar ñoom bërki démb la ñu yónnee avion la ñu jël ne képp koo xam ne am nga jafe-jafe nga jël ci avion bi dem kon yaakaar naa ne ñun ñi tamit sénégalais yi ñi ngi ciy def jéego yu mag alerte nañu xam naa ne dinañ ci taxaw macha allah pour te toi local benn affaire rek su des fois da ngay jékki-jékki nga gis benn vidéo nga gis benn jànq buy dóor benn xale 2 ans 3 ans nit ñi dinañuy gis vidéo yooyu souvent muy circuler li koy waral souvent mooy genre xale yi jigéen yooyu nga xam dañ leen a tëj ci kër di leen def yu metti yi su seen papa yi liggéeyee dañuy fayu ci xale bi waaw ok loolu la dañuy fay xamuñu ni ñuy def mënuñu génn mënuñu ñibbi def nañ so plus de 5 ans 10 ans mënuñu ñibbi ñu ngi leen di torturer def leen jaam léegi ba pare ñu nga dénk ma sa doom dem liggéey donc soo demee liggéey soo amul xel lool xale bi defu la dara mais ci moom ngay fayu mooy waral souvent seen caméra de surveillance di leen filmer après ñu koy gis ci réseaux sociaux yi ku ko gis dalay affaire da lay choqué mais la ko wundu ma nga ci biir sëb la kon sëb la voilà la ko bët na nga ci biir en tout cas dañ ko gën a yaatal ba pare Pape carte consulaire dafa am solo nit ku dem ci dëkk na nga fexe dem déclaré wu waaye nag fii dina jafe lool ndax da ngay ñëw rek ñu jël sa passeport nangu ko ñi ngi dund yu métti daal nañ ci taxaw donc il faut des solutions yu baax waxtaan Sénégal yi sax ñu ngi Birmanie lu ñu fay def dëgg la de Birmanie et pourtant parallèlement Oustaz Pape Hann bëri na ci ay borom xam-xam yoo xam ne ni ci dëkku naar yi la ñu jàngee mais dem ci anam bu leer dem ci règle dem ci normal mais ba ñuy dem dañu ànd ak seen sago ànd ak seen xel alaaj Pape dem jàng am xam-xam ëpp naar yee xam-xam bari na fii Sénégal ñoo xam ne ñoom naar yee jàngandoo ba ñu jàng fa ba am seen licence am seen doctorat ñibbi si waat ëpp naar yi xam-xam alaaj Pape mooy mbon moom alaaj Pape mbon moom fépp la nekk waaw njaam sax boo ko vérifié ci dëkk bi ci réewum Sénégal ñii sax am na ci ñoo xam ne ñu ngi leen def ay njaam ñu ngi leen def jaam dëgg la kon jaam fépp la am mais comme li Mouhamed wax léegi rek xam nga ku 5000 francs të nga ñëw tegal ko 1 million mbaa 500000 te mu war a dimbali way juróom yenn saa yi kooku bu amul ndijaay mbaa amul mag bu ko taxaw mbaa amul conseil dafay yomb léegi liy taxawaat nag liy wax ji mooy sunu réew mi sunu njiit yi taxaw buntu aéroport bee balaa benn xale yi génn ñu xam lu leer lan moo ko war a génne waaw lan moo koy génn aj màkka googu ñu dem léegi aj ba jotee jigéen bu amul borom kër dañ lay wutal koo xam ni mooy nekk sa borom kër ci sa passeport ah bon waaw loolu wóor na ah wóor na non loolu dara newu ci koo xam ni tey mado mii non boo doon dem nii amoo daglu ma dañ lay waxtaanal amoo borom kër nga sama tur la ci say këyit xoola amoo borom kër xoola amoo borom kër
mais am yàlla wërsëgal na la da ngaa bëgg aji Makka te amuloo borom kër mais ci biir pele Mamadou Ndoye Bane war a dem Makka dañ koy def ci sa passeport ne moom mooy sa borom kër mais ci aj gi waaw léegi comme que aj la ñuy def noonu xale yi nga xam ne dañuy dem sa aj xewul dara xewul te Makka jigéen bu muy dugg da nga war a am borom kër leneen la voilà macha allah kilifa yi ëllëg Mamadou ñoo war a taxawaat Mamadou Ndiaye mu ngi may wax ni sujet bu important la même internautes yi nekk ci dëkk naar yi ñu ngi bind ay commentaires et tout ça mais il faut que ñu gën ko yaatal parce que lii lu doy waar la loo xamante ni bëgg nañu quand même sénégalais yëpp jóg taxaw ci permettre aussi autorités yi ñu xool naka lañ ciy wutee ay saafara merci beaucoup en tout cas Kebs comme je dis tout le temps am na ay ambassadeur waaye yow son excellence nga ci quartier général bi puisque oui c'est sûr son excellence nga ci émission bi parce que sénégalais yi nekk ci diaspora bi yaa leen fi teewal donc seeni mots ak seeni mots la ñuy waxtaane à chaque fois nga teew loolee dinañu ko gën a yaatal ak ministre bi on va retrouver maintenant ki nga xam ne ni moo di Sadibou Samb ñu nuyu ko et puis en même temps wan leen invité yi nga xamante ni ils ont été plébiscités par sénégalais yi surtout ak internautes yi nga xamante ni ñu ñuy suivre ci sunu compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi Mamadou Ndiaye bu ca kanamee dina leen ko expliquer mais je pense que mën nañu découvrir quelques personnes yoo xamante ni yéen a leen tànn depuis que ñu tàmbali quartier général bi on découvre en même temps ces personnes qui ont été plébiscitées par les internautes ki ci njëkk war ngeen ko xàmmee Rose Wardini Soham Wardini Rose la bokkal donc lapsus la Soham la Rose la bokkal te Rose suñu xarit la donc Rose moo waxaat Rose Soham Wardini mooy jigéen bi ñëkk a nekk maire fii ci Dakar plébiscité par les internautes demain moom mooy nekk premier invité bu quartier général. Voilà on parlera ak moom ci yu bëri dinañu ñëw ci Dakar ñëw ci yenn ci ay activités am ak ay programme am ak ci nga xamante ni fan yii yëpp ñu ngi ko ciy gis moom Soham Wardini maire bu Dakar est-ce que dañu war a wax mairesse wala on dit maire comme ni ñuy waxee ministre. waaw ça dépend du amul règle. mën nga wax madame la mairesse mën nga wax madame le maire. am na boo demee Québec ñoom dañuy appliquer tous les féminins mais y a des mots yoo xam ne boo appliquer féminin bi day négatif. d'accord par exemple entraîneur équipe football bu jigéen. mun a wax ne c'est une entraîneuse doo ko wax waaw dëgg la dëgg la de voilà donc Soham Wardini plébiscité par les internautes on découvre keneen beneen personnalité parce que fii c'est le rendez-vous de tout le monde ah Dieynaba ñëppay ñëw Mimi Touré moom ñëw na ñëwati elle a été aussi plébiscitée par les internautes pour mu nekk invité quartier général on vous promet qu'elle sera parmi nous ci fan yi ñu découvrir keneen koo xamante ni internautes yi ko plébiscité pour mu nekk invité quartier général Youssou Ndour qui n'est jamais venu dans cette émission je pense ah defe naa non daf fi jaaroon rek noonu jotoo ko bomb te man damay bëgg ku fi jaar nga bomb ko bomboo ko Ndoye Bane xaritam bomb ko un tour avec. oui mais bon après un tour avec dafa fekk ni man nekkuma dans ma voiture rek pour def clin d'œil Fallou Dia mais écoute Bouba def na ko mais nous on a vu que Youssou Ndour bokk na ci personnalité yi nga xamante ni dañu leen plébiscité pour ñu nekk invité quartier général ça on vous promet il en reste encore ñu découvrir keneen Marième Faye Sall première dame bu Sénégal moom plébiscité depuis première saison bu quartier général boobu ba léegi ñu ngi koy wër mais bii la nar a ñëw et ce sera pour le bonheur de ces internautes qui l'ont plébiscité pour mu ñëw pour la première fois toog ak ñun waxtaan ci télévision Futur Média demoon nañu seeti ko palais demoon nañu seeti ko këram waxtaan nañu ak moom donc moom bokk na ci ñi nga xamante ni dinañu certainement ñëw ci quartier général bu desee ngeen joxaat ñu keneen ku téléspectateurs yi wala sénégalais yi plébiscité
Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme. Ah oui, moom dafa nekk actualité. Actuellement on parle tellement de lui, Setal Dakar, tout ça. Clean up challenge, zéro déchet, Sénégal zéro déchet. ak UCG. Il y a aussi les 1000 logements. Les 100 000 logements. Les 100 000 logements. wala def fii ak 5 ans yi. kon li ñu ko war a wax bëri na de moom. ba pare Dakar wala Sénégal sax nit yi dañuy kaas affaire assainissement da ngay dem ci dëkk yu bëri dañuy tuur mbalit moom defe naa lu ko war a soxal la. waaw xam nga moom déjà maa ngi koy nuyu. sama taw maa ngi koy nuyu moom dina comprendre daf ne moom biñ koy nommé. veille bi mi ngi ànd ak ay moromam. ak xale la. ñu nekk stade amitié 4 avril di ko bale. ci fête de l'indépendance. nit après ñu nommé ko mu yor loolu. fekk bon mi ngi woon ci secteur bi. loolu lu am importance la. mais dafa am benn phrase bu ma dégg ci discours am mu wax ko mu ne nit ñi ñoo génn ci mbedd mi ci bale état bi daf leen di accompagner mais loolu du solution définitive bi. solution bi mooy teg politique boo xam ne dafay continuer xam nga set setal jaaroon na fi 88. set setal mujj na mu sonn parce que dañ ko mujj la structuré donc je pense que ne moom xale la ministre boo xale la war na mën a ñëw fii toog mu waxtaan ak nit ñi parce que liggéey na ba wax téeméeri junni kër yooyu ñu bëgg a tabax fii ak feneen war na noo xam nan lañ koy waajalee. ndax Sénégal nag moom defe naa ni képp kuy liggéey kër a tax. Sénégal bëggul dëkk ci appartement bëggul dëkk ci logement moom bu sañoon day am këru suuf. voilà donc moom Abdou Karim Fofana plébiscité aussi par internautes yi pour mu nekk invité quartier général 2019 on découvre beneen après ñu yam fii parce que defe naa bëri nañu ñu ngeen plébiscité pour ñu nekk invité quartier général jolof bi monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye. moom bu fi ñëwee ñëw fu mu miin. waaw defe naa mu jaar fi day doon loo xam ne yoon la parce que bëri na ay ponk yoo xamante ni bëgg nañ cee waxtaan ak moom surtout ci wàllu kaaraange ak fi dëkk bi toll. waaw parce que ministre de l'intérieur bu ñëwee toujours souvent dañuy waxtaan ak moom ci ay affaire élection yooyu yëpp baax na waaye defe naa ne tey jot na que le ministre de l'intérieur ñëw waxtaan ak nit ñi ci weeru koor gi ci problème mu sécurité ñetti type de sécurité benn bi mooy sécurité nit ñi ci seen bopp par rapport ak seen yaram. naka lañ koy protéger. beneen bi mooy sécurité nit ñi ci ak mbedd mi. naka lañ koy lijjantee. beneen bi mooy sécurité entre dëkk yi. booy génne ci dëkk jëm ci dëkk. naka lañ koy sécuriser ba nit ku sàccee ndaam. du ko mën a yóbbu kokki ku sàccee kokki du ko mën a yóbbu pire. je pense que yan moyen la ñuy def. yooyu je pense que yu ñu war a waxtaanee la. damay bañ bu ñëwee rek. journalistes yi xam nga ñoom dañoo xereñ. waa rédaction dañoo xereñ mën nañ koo dévier. yóbbu ko ci sujet yi leen neex ñoom. moom koo mënta doon nag buñ la mooñee moom nga mokk. parce que yàllaa leen may loolu. dañ fi ñëw di la fay secret défense rek duñ la tontu. non dina tontu parce que je pense que bi mu fi mujjee ñëw. sujet bi ñu abordé woon man fekkoon na ma fii c'était autour de. et puis il est très pertinent moom Aly Ngouille. waaw mais daal fu mu nekk nii Sénégal soxla nañ. agression yi bëri na. fëkk saag yi bëri na. kenn ñemeetuloo wàcce sa veeru oto. yan pexe la état bi nekk di def. parce que nit ñi looy def ak ñoom nañ ko yëg. Voilà donc monsieur le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye plébiscité par les internautes pour être invité à quartier général. keneen a ngoog plébiscité par beaucoup d'internautes et beaucoup de Sénégalais te moom miin na quartier général. muy président Ousmane Sonko. miin na ko mais dafa war a ñëw. dafa war a ñëw parce que lu tax Ousmane Sonko war a ñëw. mooy déjà âge am. deuxième chose itinéraire am. parce que itinéraire mooy que première élection. nga dem au-delà de 10%. romb ko je pense que dafa baax ñu déglu tous les discours. gis nga yow bu ñu bëggee mu am jàmm. képp ku am kaddu gis nga benn sénégalais bu jëlee kaddoom votel ko nit. nañu respecté kooku ndax sénégalais bi ko votel carte d'identité la yor. Sénégalais bu am 10% plus de 10%. ba pare am chance bu nekk député. c'est-à-dire que war nañ la teg ci penc bi. nga wax ak nit ñi. je pense que débrief sax lay doon. parce que avant muy dem ñëwoon na fi. am lu mu bàkkoo war wax ko. jot na mu ñëw def débrief. voilà donc débrief la nar a doon. Ousmane Sonko plébiscité donc par beaucoup d'internautes Mamadou Ndiaye mën na koo seede puisque pour cette saison moom moo nar a àndandoo ak yéen contact direct la nar a def entre yéen ak ñun yéen surtout ñi ñuy seetaan moo xam Facebook Twitter Instagram et je rappelle que pour cette saison di ngeen am possibilité non seulement di seetaan quartier général bi mais di ngeen ko mën a déglu ci
King FM 99.4 fréquence bu baax bi guddi gi yëpp ak nu mu mënti demee Sadbou Samb baal ñu balaa ñuy ñëw ak yow mën nañu découvrir très rapidement peut-être bu fekkee des na parce que yéen a tànn partie bi pour ñu wax ñi ñu nar a invité kii mooy ministre de la jeunesse bu bees bi Néné Fatoumata Tall Mbaye moom tamit plébiscité par les internautes et les jeunes et puis xale yi bëgg nañu ko poser ay questions donc je pense que loolu moo tax ñu plébiscité ko pour mu bokk ci invité saison wu ren bi. waaw moom dafa war a ñëw parce que ci page Facebook am maa ngi gis mu posté benn photo. ne être jeune c'est être fun. il faut ñu comprendre parce que moom jaaroon na fi tamit dem. duggoon nañ génnaat. aujourd'hui ñu war a waxtaan aussi. parce que am nga la DER. am nga aussi les structures de l'État qui sont là pour l'emploi des jeunes. il faut ñu xam ba xam pare na tey. pour affronter difficultés yi pour toog définitivement dans le gouvernement quelles sont les contraintes. deuxième chose banlieue la jóge ñëw xam nga banlieue aussi dana métti je pense que baax na aussi une femme de la nouvelle génération politique ñëw toog pour ñu wax ak moom surtout que QG jigéen ñi dañ fa am doole. voilà surtout que man sama boss la donc bu ñëwee na ngeen fexe ba poser ko ay questions yu simple ngeen seet ma ci rek waaw Néné Fatoumata Tall Mbaye ministre de la jeunesse waaw. mais y a aussi Madické Niang il faut que aussi mu ñëw Madické parce que depuis présidentielle bi ba léegi amul. ben oui de toute façon fii ñu toll nii dañu toll ci invité plébiscité par les internautes. Madické Niang c'est sûr que ci la bokk y en a d'autres yoo xamante ni on les verra peut-être au fur et à mesure ñuy jeexal émission bi mais je rappelle encore que hashtag bi QG 2019 la Mamadou Ndiaye. effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee internautes yi dañuy def contact direct ak ñoom mu nekk Social TV que loolu la TFM na la def chaque année d'ailleurs mais ren dañ ci dolli benn innovation bu ndaw mooy mën nañu def vidéo WhatsApp envoyé ñu ko question yi nga xam ne dañ koy poser suñu invité yi nga xam ne wax nañ leen ñoom internautes yi ñoo ko plébiscité numéro téléphone mën nañ ko jàpp di 77 393 96 34 77 393 96 34 def sa benn vidéo bu ndaw poser sa question mu jàll directement ak sa invité bi nga xam ni invité yi nga xam ni ñoom internautes yi ñoo ko plébiscité pour mu ñëw fii ci quartier général di émission bi gën a rëy ci Sénégal mën nañ ko jàpp di fàttali ne rek ci Facebook mën ngeen ñu jot ak ce hashtag bi wala mën ngeen taper juste arobase Télé Futurs Médias Twitter hashtag bi di QG TFM Instagram di arobase GFM SN Snapchat mën nañ def arobase GFM _8 ak Sénégal Pape Cheikh loolu foofu mooy suñu contact yi nga xam ne mën ngeen fi jot yéen internautes yi seen réaction daf ñuy amal solo ñun waa QG. voilà et puis 7 mai ñu ngi doon fàttaliku ki nga xam ne ni mooy Jules François Bocandé. n'est-ce pas. effectivement koo xam ni monument la ci footballu Sénégal duñ ko fàtte ba mukk moom mi ngi génn àddina 7 mai 2012 bi ñu fàttaliku moom Jules François Bocandé gane àddina ci atum 1958 nekkoon capitaine bu équipe nationale bu Sénégal nekkoon nit koo xamante ni entraîneur la bu équipe nationale bu Sénégal nekkoon premier sénégalais bu nekk meilleur buteur ci Ligue 1 française bi fële ci ak équipe bii di Metz ci atum 1996 ci 86 pardon mënuñu fàttali ko Jules François Bocandé moom moo génn àddina 7 mai 2012 di koy ñaanal li nga xamante ni légende la ci football bu ñuy wax Sénégal actuellement partout dans le monde actuellement bu ñuy rappelé wu toujours ci légende yi Jules François Bocandé ci la bokk. sportif yi voilà ci sportif yi yu gën a mag et on se rappelle de lui. ci 7 mai bi weeru koor bi ñu nekk est-ce que yomb na pour sportif yi ñu def ñu pratiquer seen sport comme il faut. yombul ñëpp dañuy xool weeru koor bi d'habitude dañ doon dem sport ay bu ñu wàccee 6 heures beeg wala 19 heures bi mais ren dem nañ dégg suñu micro benn coach mu expliquer ñu ban moment la ñu war a mën a def sport mën nañ seetaan élément bi te ñu war ci plateau bi. tey mooy ñaari heure ngay entraîner mooy que ni tout juste avant rupture mooy boo paree sa sport sa activité sportive rek après da ngay dem dog jot wala nga dog ba pare toog 30 minutes pour mën a ñëw def sa activité sportive. maintenant naka ngay lekkee mooy que ni bon da ngay jël collation bu ndaw parce que bu dee da nga lekk lu bari comme ni ñu ko waxee kon da ngay toggaat temps bu bari pour mën a ñëw def sa activité sportive quoi. maintenant beneen changement buy am mooy c'est par rapport ak programme bi parce que programme bi aussi li nga doon def lu dul weeru koor waroo ko mën a def sa yaram du apte pour nga mën ko def donc da ngay adapté wu selon li nga xamante ni moom mooy Ramadan donc li ñuy conseil en tant que coach
sportif mooy que ni ci weeru koor da ngay wàññi sa entraînement ñaar moo am bu dee ki nga xamante ni dafay def prise de masse moom dafay obligé mu wàññi nombre de répétitions nombre de séries mais aussi mu gën a augmenter temps de récupération pour mu bañ a ñaq lu bari ndax boo ñaqee lu bari da ngay déshydraté te wàllum ndox dafa nekk lu am solo da ngay toog journée bi yëpp doo naan ndox donc soo ñëwee salle da ngay wàññi sa répétition wàññi sa nombre d'exercices mais nga continuer sa nombre de récupération bu dee nag dafa xam ñi nga xamante ne dañuy ñëw pour dégraisser wàññi seen graisse wàññi seen masse de graisse wàññi seen poids ñooñu dañ leen di conseiller ñu travailler ko ci sous forme de circuit maanaam da ngay yokk intensité bi ci benn diir bu ndaw rek nga liggéey liggéey yëpp xam nañ circuit bi ñu koy defee d'habitude ci salle de sport yi moom ngay respecter avec le coach incha allah loolu dafay jàll. maintenant boo defee le cas contraire dafay am ay conséquences mooy que ni tey jii yaramu doomu aadama dafa am ay réserves yoo xam ne daf koy puiser donc réserve yooyu noonu su jeexee rek daf koy dem jëli ci muscle yi donc boo entraîné lu ëpp rek wala nga jéem a def li nga xamante ni defoo ko woon ci weeru koor rek sa muscle yi lay jëli jee réserve boobu te loolu duñ bi café la d'accord ça vient de chez mon papa voilà ça vient de chez mon professeur ça vient de chez mon papa c'est vrai que guddi weeru koor moom mën ngaa lekk ba fajar naan café lekk tàndarma xëddi dañu koy tàmbali guddi mu jëm fajar mënul yàq dara parce que koor dafa particulier ñu ngi doon déglu léegi nii coach mu ñu expliquer yan conduite la ñu war a tenir ci bu ñu bëggee def sport mais koor daal kenn du ci feebar sax mën nga abuser ci lépp sax wallaahi woor leen ngeen wér. waaw nee na bu ngeen bëggee wér woor leen. o dëgg la de. kon koor alaaj pap da nga yëg nii yi nga daan jàmbat sax ci biir weeru koor dootoo ko jàmbat. waaw même ci biti weeru koor. boo bëree looy feebar del woor. même la dernière fois maa ngi dégg bisu di ko wax ne am na ay scientifique yoo xamante ni def nañu étude buy wane ni bëri na ay nit yu feebar ay feebar yu mag bi ñu wooree feebar bi dafa dañ ba loolu daf leen jaaxal ñoom. ba loolu daf leen jaaxal il y a pas longtemps. ba pare da ngay xool médecine am na ci dëkku yoo xamante ne dëkku Occident yi ñu ci bëri soo feebaree dem fa régime lañ lay njëkk a bindal maanaam xeetu woor la rek te ñi faral di woor souvent ci biir année bi ñoom sax dañ la koy wax man sama yaay par exemple da lay wax ni moom bu wooree du yëg diabète du yëg dara du yëg benn feebar donc da ngay gis ni que garab la boo xamante ne buñ ko mënul def ci at bi yëpp sax bu ñëwee ci un mois bi day am nu mu ñuy dimbalee bu baax ci wàllum cholestérol sucre bu bëri bi nekk suñu yaram graisse bu bëri bi nekk suñu yaram li nga xamante ne dañuy xiif suñu yaram day consommer excès yëpp bu ko defee ñu nekk ci jàmm. kon oustaz yàlla dafa garaaw de. mais lii ba ko Rasulaay di wax am na ay secret la excès yi laay consommé. woor leen ngeen wér. waaw ay secret la yu am solo. technologie léegi la ko indi. wallaahi docteur yi léegi la ñuy commencé wax. mais bi ko Rasulaay waxee. sallallahu alayhi wa sallam yàgg na. macha allah macha allah woor leen rek ngeen wér. léegi nag defe naa jot na pour ñu bégal leen ci guddi gi ak Sadbou Samb mi ñu seet si tey ci ubbite bi ci saison bu ren bi quartier général premier talk show infotainment bu Sénégal Sadbou ñu ngi lay nuyu di la ziar laataa ñuy waxtaan tuuti dañu lay bàyyi ndax mag ñi nee nañu otoraay moom bu jibee gaar day corné ñëpp xam ni mu ngi fi waaw. nga toog sa besteru malaaka may ci saru mu metti lool te doo xaru nga xam ni yàlla mooy borom jaam ñi nga tàggu kër ga jubali sëg ya xarit di jooy dëkkandoo di jooy keneen du man lu dul di jooy ñu xam ni yàlla mooy borom jaam ñi wuute ngi nii ci ñaari kër yi kër gi yaa ngi tëdd ci lal bu nooy ngegenaay lu nooy sangoo malaan mu nooy waaye kër gee ci biir suuf si ngay dëkk suuf si ngay tëdd suuf si ngay ngegenoo suuf si ngay sangoo bu tawee gàncax gi sax ci sa kaw te doo mën a jóg
nga xam ni yàlla moom mooy borom jaam ñi Cheikh na Cheikh Saadu la bi nee na gaynde ga ca nin zaat nee na fa afini ya rabbana min alfitan wal xabrullah yadumuni ya nafi ay dara sant yàlla ci ngëm gi mu ma may ma gëm ko weeru koor di ko woor muy weer bi mu wàcce alquranul karim yàlla amado jalla fi kulli yawmin alal iman yusri sawmi weeru koor Ramadan ya Ramadan Ramadan ya sahral Quran Allah summa salatullahi tula dahr ala alladhi ata bihadha ash-shahr min indi rabbil azim al-khadri yasadu labinena koko dikan muhammadun zul jaagi ay zu nasre joju waay mami Cheikh na Cheikh Sadu Labi ya ramadan ramadan ya sahrul quran alhamdulillah wow ala hamdan yadum
وجاهس أغفر ذنوبنا في كل دار الحمد لله الله في سر يرمند الله جعل كورل كسر ربي بجاهه وجاهس أغفر ذنوبنا في كل دار. am nañu mbégte tey ci teewaay bi ci ubbite saison bu bees bu quartier général tombek nag nga ñëw ak sa ay actualité yaa ngi jëm grand théâtre juin incha allah bu ñu waree bu soobee yàlla le 14 juin nga génne itam clip bu bees di clip boo xamante ni fan yi yëpp xam naa dina jàll en boucle ci télévision Futur Média dinañ ko mën a déglu ci rajo bi itam di woy woo xamante ni dafa méngoo ak jamono doon sa suukaru koor diggante yow ak sénégalais yi Sadbou. waaw Pape ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi. di leen ziar bu baax di ci jiital kilifa yi fi teew oustaz ñu ngi lay ziar bu baax di ziar suñu professeur bu baax bi nga xam ne dañuy rot ci moom. di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam. di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadbou. xalifa bi Cheikh na Cheikh Aya ñu ngi koy ziar. di ko jaari ci sunu buntu Chérif Alwali Maane Ndiaye. di nuyu waa kër Serigne Touba. di nuyu waa kër Cheikh Sidaj Malick waa kër Mame Baye Niass kilifa yëpp fa tabaarakallaahu di jaale Sénégal tiis wi dal ci réew mépp muy Serigne Cheikh Béthio Thioune di ko ñaanal yàlla na ko yàlla wanaleeg Serigne Salif Mbacké fa tabaarakallaahu way wi suñu turandoo Cheikh na Cheikh Sadbou moo ko way ci weeru koor di ko teeru di ci bàkk yàlla di ko sant ci may gim ko may mu fekke weer wi di ko woor ba noppi gëm ko di ko doxal ni ko yàlla santaane moo tax ñu jël xasida boobu reprendre ko jox ko mboolem ñi nga xam ni ay soppe lañu mu nekk seen suukaru koor di ci baalu àq mboolem kuy sunu soppe tabaarakallah. dinañu ko tegal téléspectateurs yi demaguloo yaa ngi fi ak ñun tey guddi gi yow la ñuy àndal ci jotaay bi bu ko defee nga bégal ñu ciy profité di ndokkeel njabootu Chérif Alwali Maane Ndiaye yëpp yaa ni woon moom la ñuy bégee ñun itam moom xam na ni moom la ñuy bégee donc Alwali Maane Ndiaye ñu koy ndokkeel bu baax di ñaan suñu borom yàggal taxawaayam moom la ñuy sargal le 14 juin incha allah grand théâtre dinañu ko gën a waxtaane xam naa laataa ngay dem mais dañuy gërëm encore partenaires yëpp fàttaliwaat leen ni am ngeen possibilité fii ba émission bi jeex chaque soir bu ngeen wootee ci 88 628 22 22 yi ñu leen di may dañ leen ko tegal da ngeen koy xool ngeen tànn bu leen neex moo xam mixeur machine à café four électrique ay bagaasu kër mën na neexal seeni weeru koor mën ngeen ko am ci kaw ngeen wootee ci numéro téléphone yi yéenay tànn nag bu leen neexee mu nekk xaalis bu leen neexee mu nekk téléviseur comme suñu xaritu séeréer bi dugg léegi moom dañu ko ne tànnal xaalis wala téléviseur mu ne téléviseur am naa ci séeréer boo xamee ni bañ ko ne mburu nga bëgg wala tiga dege dafa ne mburaake parce que comportement séeréer la mais moom heureusement ba waxul mburaake mais dafa nañu may ko téléviseur bi donc téléviseur bi may nañu ko jël nañu numéro téléphone am xam naa suba équipe yu Pape Cissé dinañu ko livrer yéen itam ñu ngi doog a door am ngeen possibilité bokk ci bu ñuy jeexal xool kan la ñuy yóbbu Màkka loolu itam dañ koy def at bu jot am ngeen possibilité itam à tout moment bu ngeen wootee ñu may leen ci nga xamante ni moom la ñu jàppee suukaru koor te suukaru koor la ñu koy teel a joxe ci télévision Futur Média gërëm nag bu baax waa Jumia ñoom bu leen neexee ngeen dugg ci seen site muy www.jumia.sn am na yu ñu leen fay jagleel ci ay surprise lu ngeen mën a lu ñuy jaay dañu ko wàññi ba nga xamante ni ku nekk mën na ko am bu duggee ci site internet bu jumia.sn donc ay téléviseur ak yeneen i accessoires yu ñu leen mën a jaay muy TV Mania bu leen Jumia di jagleel donc loolu moom bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel ñuy gërëm bu baax Orange Ecobank Poste Touba Quincaillerie Générale muy TQG lait Candia vinaigre doré couscous Hanina Café Valéa Premium
gërëm mayonnaise bu Patisen bouillon Adja sant yàlla boutique les Dano Sedima Sobowa ak képp koo xamante ni yaa ngi àndandoo ak ñun ci jàppandal gi ndax yéen budul woon ak yéen du yomb donc ñu ngi leen di gërëm encore ci ni ngeen taamoo programme yu télévision Futur Média surtout quartier général on va se retrouver d'ailleurs juste après cette page de pub bu ko defee bu ñu dellu see di ngeen découvrir itam yeneen personnalité yu sénégalais yi plébiscité pour ñu nekk invité quartier général